bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw. mbokk yi lu mel nii fii rek ngeen ko mënee am ci télévision Futur Média véritable télé du peuple quartier général saison bu bees QG 2020 tombé ak crise waaye lu mënta ñàkk faaw mu am moo tax guddi gu jot ñu leen di gunge en direct ci quartier général yéen a ko plébiscité def ko premier talk show fii ci Sénégal moo tax ñun itam dañu koy matal guddi gu ne man ak ñi ma ciy àndal QG 2020 ci ni ngeen ko bëggee en direct ci télévision Futur Média tous les soirs véritable télé du peuple. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM. mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média kontaan loon ci dellu siwaat ak yéen ci saison bu bees bu quartier général QG 2020 ngeen koy xaar bi koor gi tàmbalee ak nii ñu nit ñu fas yéene ko def ren nag quartier général bi tombé ak crise bu xaw a doy waar ba tax rek mobilisation ak dispositif bu exceptionnel la télévision Futur Média jël ngir matal émission bi la nga xamee ni mënutul ñàkk ci dundinu sénégalais yi parce que dem nañu ba télévision yëpp ñu ngi quartier général dem nañu ba sénégalais yëpp yàkkamti nañu weeru koor ba ñu mën di àndandoog émission bi la nga xamee ni jama ngeen ko jàppee li ko waral mooy baraka bi nga xamee ni moo ne ci jotaay bile information la ak divertissement infotainment bi nga xamee ni créé nañu ko mu ngi bëgg a def ay at bu jot ñu denc ko ba koor ñëw saa yu koor gi yegsee ngeen di ko xaar loolee ñu nit ñu ngi koy rafetlu dëgg la sunu mbégte la waaye defe naa ndam la pour yéen ñi nga xam ne ni yéen a ko plébiscité ba mu nekk premier talk show fii ci Sénégal ginnaaw nag lu mënta ñàkk faaw mu am damay d'abord préciser ni télévision Futur Média dafa respecter consignes yi nga xam ne ni moo méngoo ak période bi bu doon suñu sago plateau bi dafay fees del ñu àndandoo ak yéen comme niñ ci daan àndee ak yéen waaye nag comme am na loo xamee ni am na te dañu ne nañu respecter consignes yi loolu moo tax ñu utiliser ay bërëb yu bëri ci kër gi ay studio yu bëri yoo xamee ni dañu ko aménager spécialement pour vous accompagner chaque soir daanaka fanaan ak yéen ba xëdd loolu moo waral par exemple di ngeen gis ci benn partie fi nga xamee ni d'habitude foofu la ñu fay amalee émission bi man ak animateurs yi sama digg ak kenn ku ne wala kenn ku ne ak sa digg ak sa morom daanaka dan mat na 1 mètre ñu xàll itam yeneen i studio yoo xamante ni daañ fa recevoir invité yi recevoir fa itam journalistes yi nga xamante ni ñoom ñooy àndandoo ak ñun ci yenn ci ay préparatifs partie bi ma taxawee itam di partie boo xamante ni fii la ñuy àndee ak internautes yi puisque xam ngeen ni daanaka émission bi lu ci ëpp internautes yi dañ cee am wàll bu am solo moo xam Twitter moo xam Instagram moo xam Facebook ak hashtag bi di QG 2020 waaye dañ cee toftal hashtag beneen di daan corona donc daan corona bi xam naa moo nar a nekk lu gën fes ci saison wu ren bi côté équipe bi ñuy liggéeyee ndool ren daanaka danoo wàññi effectif bi maa ngi ci studio bi ak lu toll ci ñetti caméraman ndax lu ci ëpp ay caméra robot la ñu indi exceptionnellement pour émission bi da nga xamee ni moo di quartier général donc en gros ñun matal nañu donc yéen itam defe naa matal ngeen ndax heure bi kenn mënul génn toog ngeen seen ay biir kër force puisque diggante 20h jàpp 6h du matin dañoo toll ci lii tubaab tuddee couvre-feu c'est vrai que bëccëg bi defuñu confinement obligé waaye gis nañu ni nit yaa ngi dem nit yaa ngi dikk waaye baat bi ñuy gën di leen wax mooy na ñëpp toog seen ay biir kër ku ci farata yëkkati nga dem defi ko li ñuy def nag mooy tàmbali jotaay bi comme ni ko xel mënee nangu ginnaaw dañoo nekk ci crise sanitaire partie bu njëkk bi dañu ko jagleel waa ministère de la santé et de l'action sociale daañu recevoir kilifa goo xamee ni ab jigéen la ñu ràññee ko lool ci liggéeyam ci wàllu social ab docteur la xam-xamam màcc lool ci wàllu lay xew ca kër docteur mu bokk ci ñi nga xam ne fi mu tollu tembe ñooy toppatoo ñi nga xam ne ñoo nekk confinement nekk quarantaine waaye mu miin
xeexuk ministère de la santé et de l'action sociale jëm ci li nga xamante ni moo di Covid 19 bi loolee ca kanam lay doon dinañ ci waxtaan et puis yéen itam am ngeen possibilité lépp loo xamante ni question la ngeen jàpp ko mu xaw leen jaaxal ngeen bëgg ci ay réponses par rapport ak coronavirus bi c'est le moment ou jamais bu leen neexee ngeen filmer seen bopp comme d'habitude à travers WhatsApp wala compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi ngeen baaxee ñu ko bu ko defee vidéo boobu daañu ko seppi baaxee ko docteur bi nga xamante ni moo nar a nekk ci plateau bi oui évidemment daañu waxtaanee lu ci ëpp tey ci émission bi li nga xamante ni moo di Covid 19 wala coronavirus dinañu leen divertir ay cantkat wala ay jàngkat mënuñoo ñàkk ci jotaay bi am na itam beneen studio boo xamee ne aménagé nañ ko spécialement pour ñi nga xamee ne ci guddi koor ñoom ñoo ñuy gunge à travers seen ay sikkar ndax bu doon suñu sago guddi gu jot ñu tàntal yaa rasulillah et puis ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen fii ba ci kanam en direct ci télévision Futur Média Lamine Samba ngi fi El Hadj Mbaye Garmi mu ngi fi Oustaz Pape Anne mu ngi fi Dieynaba Seydou Batal Mamadou Ndiaye ak ki nga xamante ni mooy Madok Fatidien ñun ñëpp ñu mobiliser wu pour gunge leen tey ci guddi gi ci télévision Futur Média dañuy tàmbali ak téléservice bi njëkkee ko évidemment ak point bi nga xamee ni mooy tolluwaayu Sénégal ci feebar bi da nga xamee ni moo di coronavirus malheureusement quartier général ren bi dafa tombé ak crise bu doy waar boo xamante ni fi mu tollu tembe bi mbir mi tàmbalee ak léegi dégg ngeen ko tey ci suba waaye ñu fàttaliwaat leen rek ni Sénégal mu ngi toll ci 614 cas et que actuellement am na lu toll ci juróom-ñaari nit yoo xamante ni malheureusement ñoo jot faatu ci jàngoro bile boo demee ci dëkk yu mag yi ay France ay Italie ay Espagne ak ñoom seen bëri nañu ay nit yu faatu nekkuñ ci concours ci dëkk bi moo ëppaleeg dëkk bi moo tuutile ñu faatu waaye ñoom xëj na fa ñu toll ñun dañuy ñaan bañ faa yegg la preuve fi feebar bi toll par exemple ci dëkk bu ñu naan France daañu jokkoo ak sénégalaise boo xamante ni mu ngi liggéey ci bërëbu fajukaay yi ci zone boo xamante ni ñoom ñoo gënoon a sonn ci ay jamono par rapport ak crise bile alors moom itam dinañ jéem jokkoo ak moom en visio bu ca kanamee ci biir émission bi bu ko defee ngeen xam ni sénégalais yaa ngi fu ne doon fa ay jàmbaar donc lii mooy bilangu tay bi par rapport ak li nga xamante ni moom la ñu tuddee Covid 19 leneen loo xamee ni itam chaque année dañu leen koy baaxee muy xibaaru jaww ji peut-être demain dimanche lay tombeel ñu toll nag ci période boo xamante ni xamatuñu ndax samedi la ñu nekk wala dimanche wala lundi mais c'est toujours bien quand même ñu baaxee leen température yi parce que yenn saa yi mu sedd yenn saa yi mu tàng donc suba lii mooy minimum yi daanaka ci dëkk yu bëri biir Sénégal gis ngeen Matam dina yeewu suba dimanche ak 27 degrés Tambacounda 29 Kédougou 28 Kolda 24 Ziguinchor 22 Kaolack 25 Diourbel 24 biir Sénégal Linguère dëkku Aly Ngouille Ndiaye 24 la yeewoo suba 19 fi nga xamante ni moo di Saint-Louis Dakar capitale bu Sénégal nar a yeewu ak température yu nar a toll minimum bi ci 22 degrés bu ñu demee nag ba ci après midi bi ci la ñuy am maximum yi ci dëkk yëpp daanaka météo mu ngi ñuy xamal ni ëllëg dina mel ni nawet ndaxte pic yi mën naa yéeg ba 41 jàpp 42 ba 43 degrés boori fi nga xamante ni moo di Tambacounda Kédougou ak Kolda. lu ko mooy mën naa wàcc ba ay 40 jàpp 42 degré 41 biir Sénégal boori Linguère Diourbel ak fi nga xamante ni moo di Kolda maximum mu Matam mu ngi nar a toll ci 43 et puis Podor 40 degré Saint-Louis 38 Dakar 25 degré Ziguinchor maximum moom ëllëg dina toll ci 40 degré et puis bu weesoo température yi mën nañu leen baaxee waxtu marée yi c'est vrai que dem beeg dikk bi ci géej gi xam naa ni xaw nañu ko wàññi tuuti waaye marée haute yaa ngi bu njëkk bi 10 heures la ñu ko prévoir 19 exactement bi ci topp marée haute bi daanu ko seetlu bu 22h30 jotee ci guddi gi waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi météo prévoir na ko ci xaaja guddi gi bu 4h du matin jotee marée basse bi ci topp daañu ko am ci après midi bi exactement bu 16h24 jotee waxtu yi nga xamante ni moo baax normalement pour suñu mbokk nappkat yi waxtu yu njëkk yi ci xaaja guddi gi lay doon diggante 2h38 jàpp 4h38 ngoon gi itam météo mu ngi ñuy xamal ni normalement mën na baax pour suñu mbokk nappkat yi diggante 15h03 jàpp 17h03 voilà jamono neexatul est-ce que nit ñaa ngi wéy di dem facilement géej on ne sait pas mais on vous donne quand même ces infos ça peut toujours servir yéen ñi nga xamante ni yéen la ñu tuddee ay nappkat jant bi ëllëg bu biddantiwul dina xëy normalement bu 6h49 jotee bu dee karmatu leen léegi kenn xamatut ñoom nodd ak ñoom seen ndax malheureusement crise bee ko waral mais jant bi dina xëy donc bu 6h49 du matin nar a tëddi guddi gi
bu 19h26 jotee loolu moo jëm ci xibaaru jaww ji ñu baaxee leen très rapidement parce que mu ngi bëgg a guddi li nga xamante ni moo jëm ci taux de change bi normalement Sénégal dëkk tukkikat la woon mais léegi tukki yombatul. donc pour changer xaalis sax est-ce que jarati na ko ndax dañu ne na ñëpp toog et que yoon yëpp tëj nañu leen mais quand même ñu baaxee leen ba tey taux de change bi mënul ñàkk donc xaalisu Amérique ñoo ngi koy weccee ak CFA 595,675 francs CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 605,971 francs CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 749,453 francs CFA yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 5,5683 francs CFA bu doon temps normal heure bi commerçant yi bind nañu devise Chine pour seen ay tukki mais malheureusement dañu leen koy jox noonu rek te xam ni dem Chine moom yombatul xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 60,8251 francs CFA xaalisu Gambie gi rek dañu koo tëj waaye seen xaalis ñoo ngi koy weccee 11,8228 francs CFA coronavirus rek moo mën lii yàlla na sunu borom sàmm ñëpp ba crise bi passé ñu mën a delluwaat ci sunu ay activités normales donte maa ngi dégg kilifa yu bëri naan rien ne sera plus comme avant oui waaye yàlla na sunu borom dindi lépp ba ñu mën a delluwaat ci dund bi normalement waxtu julli yaa ngi lii moom amul confinement amul quarantaine amul coronavirus force amul jumaa yi tëj nañ ko amul kenn du ca dem ca biir kër ga foo jullee baax na ndax yàllaa ngi partout et puis il parle toutes les langues donc waxtu julli yaa ngi nii force la ku ci amul jàkk ju nodd bindal li nga def ko alarme note rek fajar julleem suba mu ngi toll ci 5h35 coronavirus rek mën li waaye julli force la tisbaar ëllëg 13h08 la ñu koy julli takkusaan ëllëg daañ ko julli 16h16 timis bindal 19h30 la ñu koy julli tombeek ndogu gée ak naafila 20h36 voilà bii moom obligatoire la gouvernement ak ñiy liggéey kër docteur mën nañoo tere lépp ba mu des annulé weeru koor ak julli ndax dentité doomi jullit la et voilà donc lii bu ngeen ko noté rek ça peut toujours vous servir leneen loo xamee ni itam du obligatoire paraît-il selon borom xam-xam yi waaye bu ñu ko defee muy ngëneel loolee damay bàyyi oustaz Pape Hann defal ñu ko muy guddi premier ak guddi deuxième jour weeru koor ñu toll nag ci fukki fan yu njëkk yi nga xam ni sunu borom ci yërmandeem daf ko dispatché fukki fan bu ne am na luñ ci mën a gagné comme bonus yaa oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ñëw ak yow ci naafile yi comme ni ñu koy defee at bu jot bu ñu tàmbalee quartier général bi. jërëjëf El Hadj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziara maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax ñaanal mboolem xalif généraux yi ne ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool te wér nuyu njiitu réew mi nuyu président Youssou Ndour ak sunu kilifa yi nekk ci groupe Futurs Médias gépp nuyu borom xam-xam yi ne ci biir réew mi ndokkeel leen ak ñi nekk bitim réew moom daal ñaan yàlla mi mën lépp. xam lépp moom borom bi subhanahu wa taala nu ngi koy ñaan feebar bii dëkk malaat dina feebar bii nga xam ni ñëpp a tiit yàlla nag fi yàlla gaaw jëlee amiin ak lu mën a xew yàlla nag lu mu namu daa war te lu mu yeggalee daa jot te la jot yomb te kenn mënalu ko dara bu sa bëgg-bëgg teewee bëgg-bëggu yàlla teew da ngay bàyyi sa bëgg-bëgg topp bëgg-bëggu yàlla xam ne lii am lépp nañu gëm ni bëgg-bëggu yàlla la te nit ku nekk war na bàyyi xel li ko fi indi lu mu doon bàyyi xel it ki ko fi indi ku mu doon te mooy borom bi subhanahu wa taala moom du gëmmentu du nelaw lépp mi ngi tegu ci loxoom bu fekkee am na loxo lépp waa am na loxo parce que nee na yadullahi yàlla lépp lay xool lépp mi ngi nee na mi ngi ak man lépp mi ngi ko tiim moom borom laa taquzuhu du ko jot sinatul ngëmmentu wala nawmun du caagi nelaw yàlla gëmmentuwul nelawul yàllaa ngi tiim lépp kon yàlla moomu la ñoo ñaan bërki démb moo ñu waxoon ni ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen kon xaj Pape nu ngi ñaan yàlla dëkk mën nañu weeru tedd wii nga xam ne ci yàlla Muusee bëggoon na ko xool yàlla wan ko weeru koor ak ngëneel li ci ne Muusee bëgg ko yàlla ne ko mënoo ko am maa ngi ko jox rasulullahi ak xeetam yun yàlla Muusee ne ko yàlla mën naa nekk citoyen simple pour ma bokk ci xeetu Seydina Muhammad kon weer la woo xam ni bi mu nekkee ngën ji yonentu la ñu nekkee ngën ji xeet bi akrami rusuli kunna akramal umami ñun xeetu yonent bi alayhi salatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam kon nu ngi ñaan yal na yàlla nangul nu naafila nag moom dafay bari yiw waaw naafila mais milliardaires yi moom bu leen neexee def ñaari rakk kese noonu ñoom jarul ay naafila yu gudd ah bon
ñoom xam nga seen naafila lu mu doon. kon de gar mi xam naa benn lay def. parce que xam nga seen naafila lu mu doon alay pa xam naa benn mooy nañu génne xaalis bi naafilaa ko ci jaam ñi ji nit ñi. ñoom jarul naafila yu bari ay 10 ak 30 jaru ko. ñoom yàlla ñi jaru ko. nanu naafilaa seen xaalis ci nit ñi. fa la yiw yi gën a bare. ñi amul xaalis nag nanuy naafila bu baax ndax bariwuñu ay yiw. waaw waa Géttu te naafila dafay yokk ay yiw. ñun daal maanaam ñun waa Géttu Bay. waaw mi ngi noonu ñun waa ñàkkeen. waaw kon nañuy naafila te fonk ko nga xam ni koor gi alaaj Pape bis bu nekk la nitu yàlla yi daañu la wax ni bis sang bis bi boo ci naafila nangam bis bi boo ci naafila bis bi boo ci naafila mais xaj Pape gis nga naafila ci mbooloo yonent bi ali Seydina Muhammad indiwu ko waxu ko defu ko bi Seydina Abubakar toogee 2 ans door a dem Abubakar defu ko Seydina Omar ko def waaw Seydina Omar moo woo nit ñi fekk nit ñi ca jàkka ja na ñëw leen nit ñi génn dem ca jàkka ja mooy ñi nga xam ni jamono yi tëj nañ jàkk yeeg jumaa yi te dañ daan bëggee seen xol dem ca jàkka ja ak mbooloo waaye nu xam ne rek la Seydina Omar waxoon ni ne ni'mal bid'atul hazihi ne baax na bile bidaa nga xam ne moom Seydina Omar ci boppam moo ko dugal ci lislaam mooy dem naafila ca mbooloo ma waaye Seydina Muhammad moom biir këram la doon naafila safa witar daal di yéene woor suba moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon naafilaat yi nga xam ni ak yii nga xam ne yëpp indi nañu ko mooy nitu yàlla yi ñoo ko ràbb ne bis bii boo ci naafilaa lii bis bii boo ci naafilaa lii alaaj Pape yenn saa yi ñu wax la saar boo xam ne sax am na ñu ko mokkalul waaye yaakaar naa gis nga xul wallaahu ahad ñi ko mokkal kenn xamul lu mu toll ñëpp la mën nga ni ñëpp mokkal nañ xul wallaahu ahad waaw moom daal xul wallaahu ahad sax mën nga koo naafila waaw am na saar yoo xam ne bu ñu la ko waxee ne boo defee li baax gis nga xul wallaahu ahad boo demee ci nuuru ab saar nee na nit ñi bu ñu xamoon njëriñal xul wallaahu ahad allahu samad la ca nekk kon daañu waxuma sax di ko jullee rek yem ci waaye fu nu toll daañu jàng lixlaas waaw kon alaaj Pape ginnaaw bi ñu la nuyoo mën nuyu alaaji Mamadou Mbaye Garmi mais alaaj Pape man dama fi bëgg a toog ak nekk féex mais kii daf ma joxul cër Mamadou. waaye Mamadou mbaxanaam mi. waaye fi crise bi toll. ku ay féex ak yooyu yëpp nañu acc yëpp rek. mais alaaj Pape déedéet mais alaaj Pape crise bi yëpp dëgg la. nañu acc yëpp. mais crise bi yëpp dëgg la mais alaaj Pape Mamadou mi mbaxanaam mi. coronavirus bii. waroon na koo jubbanti. mais moom daf maa dee sànq dama li ko naqari mooy so o bii ngay diw ba mu niin moom it. yàlla xam na diw ma ko. moom yàlla xam na ni wengalul. nii la mbaxaneem di tegoo maa ngi sama jigéen ñi sono Fatou Dieng sono Mado Adja Dieng Seydou Ba. moom kay Mouhamed maa ngi lay nuyu. Mouhamed Lamine Samba nuyu leen ndokkeel El Hadj Pape maa ngi lay ndokkeel baax a baax. ñu ngi nuyu El Hadj Mamadou Mbaye Garmi. ñaan yàlla daal bu déwénee yàlla bu kenn manqué. allahumma amiin feebar bi yàlla na ko fi yàlla gaaw jëlee ko fi. waaw ñaan rek yàlla moo ne ñaan leen ma may leen. Seydina Mouhamed nee na jullit amul benn ngànnaay lu dul ñaan. addu'a silahul mu'minin. ñaan mooy ngànnaayal jullit. te nee na mbas bu ñëwee ci àddina wala cim réew ñaara ko fiy jëlee mooy ñaan ak saraxe bul yor ñaari junne li ma yor daa tuuti génn ci dara nga saraxe ko bul xeeb téeméer bi nga yor génn ci dara nga saraxe ko dana fi jëlee mbas yàlla ko fi yàlla gaaw jëlee ci darajay rasulullah et puis benn ñaan jarta xeeb xam naa daañu dellu soit ak yow léegi waaye dama bëggoon itam ñu njëkkee ak Lamine Samba moom mu ngi ci beneen studio bi ginnaaw daanaka dañoo def mobilisation bu exceptionnelle utiliser lu bëri ci ay studio yu ñu am fii ci télévision Futur Média pour rek respecter mesures yi nga xamante ni nee ñu bu ñu ko respecter daañu éviter lawuk li nga xamante ni moo di Covid 19 wala coronavirus Lamine Samba ñu ngi lay nuyu yow ak ña nga nekkal ci studio boobule ngir àndandoo ak yow ci saison bile lépp loo xamee ni doon na ay articles yu attiré attention wu sénégalais yi di nga ci ñëw guddi gu jot ci quartier général 2020 ñu ngi lay nuyu di la ziar jox la sa wàccuwaay te kontaan lool àndandoo ak yow ci ubbiteeg saison bu bees bu quartier général Lamine. jërëjëf Pape maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziar ñëpp te it maa ngi bëggee ñëpp comme ni ko oustaz Pape Hann waxee rek léegi noonu la demee Pape. Pape feebar bi dafa nekk loo xam ni lépp lu ci waaye waxoon rek wala war ko wax rek Garmi. waxit la ndax information bi xale yu ndaw yi nekk ci réew mi ñoom ñoo la ko gën a xam. kon maa ngi nuyu ñi nekk ci studio bi yëpp Pape Hann limal na ma ñëpp Pape Hann ziareel na ma ñëpp. waaye Pape Cheikh. yàlla na ko fi yàlla jëlee. te ñuy topp tamit li nga xamante ni moom la way faj yi di wax c'est important
Pape dama lay jox benn anecdote sama doom bu ndaw. barki démb bu may génn dafa ma ne papa boo génnee ba ñu liif la. dëgg la. bul génn bul dem bul ñëw geste barrière yi nañu ko respecté boo xoolee waroon nañu ko filmer ñun suñu jëmi bopp bi ñuy dugg si fii kenn ku ci nekk yaa ngi takk sa masque. kenn ku ci nekk respecté nga. geste barrière yi. te ñun dañ doon ñëw saafonte. kottante waxtaanante li ko fi indi nag mooy suñu borom comme ni ko oustaz Pape Hann waxee yàlla na ko suñu borom tabaraka wa taala jëlee ko fi. amiin ci nu mu gën a gaawee. ba kenn xàmmeewul kenn du xàmmee kenn. kenn xàmmeewul kenn tey mais bon sant yàlla yàlla na yàlla taxawuñu rek yàlla na yàlla taxawuñu rek parce que personne n'est à l'abri saa yu ñu déggee cas communautaire dañuy tiit li ma ni sànq bu doon sama sago ni ñu daan defee émission bi noonu la ñu koy defee mais malheureusement on est obligé pour saison ren bi lu ëpp ci quartier général bi doon sensibilisation doon ñaax saa yu ma xëyee ne leen akuk ñaax du doy donc daañu wéy di ñaax daañu wéy di invité képp koo xamante ni ci li nga ne am na lu mu mën a jëriñ ci xeex bi nga xamante ni xeexu ñëpp la par exemple on a trouvé opportun pour tàmbali ñu invité waa ministère de la santé et de l'action sociale ministre bee waroon ñëw waaye li ngeen ko gis fan yi ci télé bi bëri na ñu ne am na itam yeneen i borom xam-xam yoo xam ne ña nga ca ministère ba nañ ci tànn kenn mu ñëw bu ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo am ay réponses ci ay questions yoo xam ne ni dañu koy posé wu parce que ñoom ñi nga xamante ni ñooy liggéey kër docteur sax ils sont conscients de zone d'ombre yi nga xamante ni zone d'ombre yi nekk ci feebar bi saa yu ñu xëyee dégg lu bees ñoom saa yu ñu xëyee dégg ne feebar bi lii mooy symptômes yi saa yu ñu xëyee dégg ne bu weesoo symptômes yooyu am na ay symptômes yu ci yokku ba bërki démb rek ñu ngi dégg ni feebar bi day laal xel ñu déggati ne feebar bi tànk yi lay njëkk a laal da ngay mel ni luy ruux ñu neeti ne feebar bi day laal put ay mbir yoo xamante ni ñoom sax xam nañu ni ab virus bu bees la te doy na waar xeetug doy waar boo xamante ni ay nit a ngi ciy faatu feebar bu baale faalewul buur faalewul baadoola faalewul kenn ku yebu respecter mesures yi bu ko defee ñu mën cee génn mën cee mucc ba mën a continuer suñu ay vie ci nu mu gënee normal parce que feebar bi dafa ànd ak crise économique dem nag ba kenn du lekk kenn du naan kenn du fayeeku am na leneen lu ko gën donc nañu góorgóorlu respecter li nga xamante ni mooy mesure barrières yi ñun noonee la ñu ko defee ci télévision Futur Média ndax nag kuy digle càngaay da ngaa war sangu suñu digg ñun ñëpp ak ku ne dañoo dandante mat na 1 mètre te respecté nañu itam li nga xamante ni moo jëm ci wàllu cet gi invité yi dañ leen di ber regardez par exemple ci studio bële la ñuy fekk invité yi bu ca kanamee tuuti ak journaliste bi xam nga sa mboxloo bee d'accord nag rassemblement bi mais malheureusement dañu ko tere donc y a un autre studio qui a été préparé spécialement pour invité yi ak waxtaan wi nga xam ne bëgg nañu ko seq ak borom xam-xam yi ci quartier général bii di doog a tàmbali ñu ngi xaar seenu tuf-tuf ak ñaan yu bëri yoo xamante ni soxla nañu ko ndaxte ni ngeen ñu fonkee noonu la bëree ay nit yoo xamee ni duñu baal dara waaye ñun dañuy jéem rek duñu ay wàlliw duñu ay xut bu zamaan dañuy jéem at bu jot rek ci di leen jox li ngeen bëgg ci télévision loolu moo waral sànq ma wax ko ni télévision Futur Média mooy véritable télévision du peuple c'est pas pour rien itam quartier général nekk premier talk show fii ci Sénégal Lamine Samba pour tàmbali ak yow yéenekaay yi xëy tey bëri na waaye week-end bi danoo def ñaari bis yan titre ñoo attiré sa attention. Cheikh jërëjëf kon maa ngi ci studio bi ci kaw ñu tàmbali ko ak l'observateur yéenekaay Pape booy xool feebar bi tax na way taskatu xabaar yi angle de traitement yi rek ñoom ñooy wute waaye kenn ku ci nekk ak ni nga koy jàngatee boo xoolee l'observateur moom ci mbiru ki wàll juróom-ñaareelu nit bi génn àdduna la wax muy Cheikh Tidiane Diop Cheikh Tidiane Diop mi nga xamante ni moom moo génn àdduna ci coronavirus Cheikh Tidiane Diop nag nee nañu entrepreneur la kan moo ko wàll njabootam joxoñ nañu baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñooy l'hôpital ba l'observateur yéenekaay loolu la wax nee na Cheikh Tidiane jëlewu ko fenn fu dul ca l'hôpital ba dafa entré woon wala entré wu fa ku yër yéenekaay bi nga xamante ne nii moom mooy l'observateur di nga ko ci gis l'observateur yéenekaay it dikkaat ak ñun ba tey ci feebar bi nee na marché yi nañu moytu marché yi ndax ñi ko am ñu bari ci marché yi la ñu ko jëlee wala boog ñoom ñoo ko jël di ko yóbbu ci marché yi booy xool nee nañu am na ci lu toll ci fukki nit ak juróom yoo xamante ne nii testé nañ leen ñu am doomu jàngoro ji ci lu mat fukki fan ak juróom-ñett Ndakaaru Thiès Louga ak Touba ak Kaolack jot nañu seen wàll ci naru yi parce que noonu la ñu ko mën a waxee
waaye Pape Cheikh booy xoolit président Macky Sall jamono ji yëpp ñu ngi doon wax ni président malgache bi dafa am benn remède boo xamante ne nii ci wàllu traditionnel la ñu ko jëlee président Macky Sall def ko wala du ko loolu lépp mi ngi ci biir l'observateur yéenekaay waaye ci couvre-feu bi nga xamante ne nii moom la ñu amal fii ci biir réew mi Pape Cheikh booy xool mu ne am na ñuy gàmm am na ñuy raas déem toog leen seen kër ñu bett ñaari xale yu jigéen ci benn saalu massage ñu fay def naka sudul noonu fekk nañ fa sax loo xamante ni nii làmmiñ mënu koo tudd am na leneen loo xamante ni it l'observateur yéene kaay génne na ko tey ci biir journal bi muy ñaareel bi nga xamante ne nii dafa tuumaal aawo bi ne dafa liggéey borom këram waaye bi mu ko waxee nag dootu ko waxaat ndax aawo ba da koo mat ba deret ji sang ko loolu la ñu l'observateur yéene kaay xëy fesal tey ci xëtam mu njëkk Pape bu ñu jógee ci l'observateur dañuy dem ci le quotidien yéene kaay le quotidien yéene kaay moom it ci feebar bi ni muy wàllee doomu aadama yi noonu la ko tuddee dem na sax ba tuddee ko les chantiers de la contamination mu ne Nioro jot na wàllam am na ci benn jaaykat ñuy marchand ambulant ñu koy wax bitiku mbagg moom moo jëlee mbir mi Touba yóbbu ko ci transport en commun yi nag la jaar loolu lañu le quotidien yéene kaay wax bu ñu jógee ci le quotidien yéene kaay dañuy dem ci enquête quotidien Pape Cheikh xam nga sànq maa ngi lay wax ne la booy xool ñëpp tey lu war a mat ñaari weer a ngi nii ëttu tasukaayu xabaar yëpp coronavirus la ñuy bind kenn ku ci nekk nag Mamadou Mbaye Garmi ak na nga koy jàngatee waaye enquête dafa ne nan la ko tasukaayu xabaar yi jàngatee ndax bés bu yàlla sàkk jëwriñ ji la ñuy gis wala directeur de cabinet wala soxna sax nan la ëttukatusaay xabaar yi di jotee ci boobu la nga xamante ne moom mooy information bi enquête def ñu ci enquête bu yaatu boo xamante ne nii ku ko yër di nga ko gis ci biir suñu jógee ci loolu wax naa ko sànq dañuy dal ci Sud Quotidien nag nee na bomb mi ngi ci biir marché yi ndax rajoo baa nga ca tamparloo baa nga ca te lépp li ko waral Sud Quotidien nee na mooy cas communautaire mooy ki nga xamante ne nii am na ko xamul ni am na ko dugg ci biir saafonte ak ay nit walla leen ko ñooñu xamul ni am nañ ko loolu le quotidien yéene kaay xamal ñu waaye la turbine moom Pape Cheikh fi mu dikk mooy pic bi feebar bi tolluwaay bi ñaata nit la mën a wàll loolu la ñuy tiit fii ci biir réew mi ndax li ko waral la turbine yéene kaay nee na du dara lu dul wàllante bi muy cas communautaire yi nga xamante ni dañu koy am duñu ko xam wàllu ko ay doomi aadama Walf Quotidien moom dafa dikk ak ñoom moom sax jeu de mots la xaw a def foofu daan na les marchés nus à virus mu ne marché yi daal nañu ko xool bu baax a baax ndax booy xool Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram wax na nee na masque yi bu nu ko bàyyi képp koo xamante ne ni yaa ngi dem ci béréb yoo xam ne ay nit dañu fa nekk Walf Quotidien nee na jëwriñ ji nee na nañu jëfandikoo masque yi waaye booy xool am na ñu koy jëfee am na ñu koy jëfeewul te boo xoolee ci biir journal bi sax am na ñuy wax ci biir ne am na ci sénégalais yoo xam ne ba léegi gëmuñu li nga xamante ne nii moom mooy feebar bi waaye Pape Cheikh ba tey taxul ëttu tasukaayu xabaar yi yëngu ci wàllu wér-gi-yaram bàyyi li nga xamante ne nii moom mooy maanaam tàggat yaram laa bëgg a wax bàyyi li nga xam ne moom mooy seen mënin booy xool record tey Kalilou Koulibaly la def ci xëtam mu njëkk ne Kalilou Koulibaly boobu ak léegi am na ay club yu ko doon xëccoo ñi ngi naan Paris Saint-Germain ñi ngi naan Manchester United waaye tey record yéene kaay nee na Manchester United bu doon topp ki nga xamante ni moom mooy Kalidou Koulibaly tey jii bàyyi na ko dem na seeti leneen Idrissa Gana Gueye it nataalam mu ngi ne fang ci biir xët mu njëkk mu record yéene kaay dikk na ak ñun ci footballeur bi nga xamante ni moo gën a xarañ ci saison bi ci Angleterre ak sax ci Europe ak li ko wër mu ne Sadio Mané moom la ñu tànnagum wàllu làmb di sama mbir record yéene kaay di mbiru Mamadou Mbaye Garmi moomu toog ci suuf Tapha Tine la xëy tey def nataalam mu ne Tapha Tine bu doon alal la bu doon xaalis la mun nañ ko jàpp ni dollar la day yëg ak di wàcc ndax li mu am ci ay victoire ak li mu am ci ay défaite daanaka benn la Pape Cheikh. lii mooy tey li nga xamante ni nii moom lañ leen jëlalee li ci yéenekaay yi ñu gën a togg rek ndax loo gën a loo bàyyi mu bàyyi la. mais comme liggéey la
te dañu ko sant nit ñu ko waxee noonu lañ ko fas yéenee di defee bi première la peut-être deuxième sera la bonne ñuy sant di gërëm ñëpp di wax ñëpp nañu moytu ñi mën a toog seen kër nañ toog seen kër ñi doxul farata nañu toog te it ñuy takk masque yi bàyyi laamisoo bi yàlla moo yor ñëpp toog yor alal Pape Cheikh toog yor alal te wéruloo lekk som bi te wér moo ko gën foofu. maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp. ne ñëpp moytu te yàlla jëlee ko fi ci nu mu gën a gaawee. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. allahumma amin jërëjëf Lamine Samba ñu ngi lay gërëm bu baax ñu bàyyi la nga takkaat sa masque te delluwaat ak couvre-feu bi foo aye tey. fi ma aye nag bu ko lijjanti parce que kenn ayaloowu la waaye nag danaa la wax ne maa nga ca aaw buuru këram. kon mujj préparé ko maa ngi ñëw. mu ngoog maa ngi nuyu ñëpp. jërëjëf Lamine Samba je rappelle que daf ñu fekk si à la hâte normalement mu ngi programmé woon pour ñëw ëllëg dimanche waaye dafa def rek lu mënul ñàkk moo tax mu simplal ko nii waaye xam naa Lamine mu sañse rek def yu baaxam kenn dàq ko ci réew mi donc lii mënul woon ñàkk ñu ngi ko ci gërëm bu baax El Hadj Man Mbaye Garmi ñu ngi lay ziar yow it jox la sa wàccuwaay am mbégte lool tey ci ànd ak ñun ci quartier général beeg suñu xarit yi nga xam ne ni ñoo ko doon xaar ba mbir mi ñëw tey. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di la sargal di ndokkal bu baax mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ak di nu déglu di ndokkel nag bu baax sama jigéen ñu baax ñi lay xam naa rek su ma tuddee Mado ak Fati Dieng mu baax mi macha allah ak Mamadou Ndiaye Papa Bale balaa maa agsi nag ci ki nga xam ne kii mooy Dieynaba Seydou Ba dal nag ci ki nga xam ne kii chaque jour daf may tooñ Baye Cheikh mu bàyyi oom bi di ko diw ba mu niin jël mbaxam nam takk jël ay weeram takk ma dëggal sama bos mu ne bu ko fi dëngali dëgg waaye mbay fu sariyaani ba pare ren xam nga lu mu ci boole les cinq minutes de Pape Hann maanaam c'est-à-dire Pape Hann ci koor gi dafa def tooñ yëpp ba pare bëgg la koo ji waaw mais Baye Cheikh def koppateem di oo mu niin pare di ko les 5 minutes de Pape Hann xam nga lii tamit man daal maa ngi koy wax ni après le journal en plus maa ngi wax Aïda Mar balaa kenn wax dara aanay njëkk a wax les 5 minutes de Hann ak waxtaan bi dox sama diggante ak Pape sinon maa ngi moom dana daj ci studio bi te du baax ndax man diggante Fass ak ñaar tel laa jàngi laa dëkk damaa jàng bëri te man ko mais mën naa la wéyale non déedéet yooyu non Pape mën naa la wéy mais mbaxana biñ koy defar pour teg ko mu xool sama mbaxana dama ko jël teg ko ci digg bopp mais sikkim tamit léegi dañu wax ne na nga ko wax dëgg yaa ko wax xanaa di am nañ mbégte Baye Cheikh wax ne Sénégalais yi dañoo bëgg rek lu kontaan ndax ku ne xam na ne fi ñu toll ñu ngi dund stress wallaahi bu rëy kooku nag c'est interdit par la loi waaye def naa nii de Mbaye soo dee sëq da ngay jël sa concu wallaay noonu laa ko def parce que da nga bàyyi tuuti distance moo jaadu da nga koy taf parce que distance bi ngay bàyyi ci lay génne wóorul c'est pas sûr kooku moom fraction la jaay na ba yow yaa xaw a den nag moom de xam nañ ko sobi ki mbay lii mooy catu commencement di ndokkeel nag réew mi yëpp di leen ñaanal jàmm di wax ne daal Baye Cheikh lu xew yàllaa ko dogal wallaahi lépp yàlla la te bari na luy dal ci doomu aadama sant yàlla la ci war a jëkk a jiital ndax am na ñoo xam ne ñi lee tey ña nga calalu hôpital ba nii nu meluñu ko déedéet am na ñoo xam ne ñii dañoo bàyyi wërsëgu baree bari tubaarkal jëm tëdd ca bàmmeel ba am ñoo xam ne ñi lee tubaarkal seen njaboot gi sutumu leen kon nit ñi nañu ràññee te xàmmee feebar bii du caaxaan bi ko président Macky Sall di wax ci weer yi nu génn ñëpp la jaaxal ñëpp ku ci nekk am nga baat bot sànni tey ñëpp d'accord nañ loolu moo lay wan ne fii réew mi jëm gaa yi cas communautaire yi le dëgg jar na waxtaan dëgg du may gar mi xaar mbay mi di lay tëdd man 10 heures lay tëdd Baye Cheikh man daal lii laa jàppoo ndax cas communautaire wóorul ci réew di wax ne daal réew mi na ñëpp fagaru ñu ànd bokk ndey bokk bay dégg na consigne docteur yi mais mbaa sa géer yi mbaa ñu ngi yónnee Baye Cheikh am na nag géer yu yónnee je vais faire mon liste incha allahu taala. conférence de presse laa koy def. géwél amul grammaire moo liste. déedéet fu mu lu mu koy doyee ak conjugation. doyee woo ko dara lu muy doyee dëgg. le oula. yoonam newu ci nu mu ko sentir rek noonu la koy wax dama envoyé tey message jigéen ju baax ajatu Ayda Njong. marché wa Jaañ ba ci barak na
message bi nag dafa am alaaji ne ko alaaji maa ngi lay ziar di la ndokkeel da ngaa juum mu ne ma mu envoyé ma sœur ma ne ko laa ilaaha illallah j'ai téléphoné am suma benn xarit ma ne ko dimbali ma defal ma message bi pour ma mën ko yónnee sama yeneen ndax jigéen ñi message yu góor ñi ak jigéen ndekete ndekete du benn bay benn message rek benn message laa jël pour yónnee ko ñëpp mooy bi ma yónnee noonu di leen ñaanal waaw bi ma la yónnee moom nga yónnee Aïda Ndiong waaw mu ne ma sœur ma ne ko lay kon yónnee nga ko sa yeneen géer yu jigéen tooñ nga ñeneen ñu dul Aïda Ndiong tooñ lu bari laa tooñ nga Nafissatou Diop tooñ nga Tamaro Seydi tooñ nga Dior Diagne la ilaha illallah Aminata Mbengue xaali ñëpp laa tooñ nga Aminata Mbengue xaali daal di wax na riir nag yàlla fi yàlla jëf jàmm bay nii nag lañ ko nar a jàppoo rek inchallah bëgg ngeen dëgg li ne ci xol yi wàcc voilà convivialité bi mënul ñàkk ci période bu koor nga xam ne léegi ñëpp amee insomnie xaaju guddi nit ñi bu ñu amul programme mu TFM daf leen di naqadi ñeneen ñaa ngi jéem sax waaye ñoom bëgguñu yooyu bii la ñu bëgg moo tax ñu nit cafka bi waxtaan weeg yooyu da ciy baax moo tax ñu leen koy baaxee c'est ce qu'on appelle convivialité ngeen koy dund ci seeni kër ñu nit ñu leen koy baaxee ci télévision Futur Média laajal Mamadou li ñu nekkee day jóge ci xol di dugg ci seeni xol te preuve baa ngi nii Dieynaba ñu ngi lay nuyu itam bu baax mënul ñàkk. ma yokk la ci de toujours copier mais jamais égalé. jamais égalé voilà. Papa baa ngi lay nuyu bu baax a baax di gërëm yàlla bu baax mi ñu may ñu fekkee waat quartier général di sant bu baax a baax mais aussi di wàllu àq ñi nga xamante ni ñoom ñooy téléspectateurs yi ñu seetaan saa su ne donc ñëwaat nañ ci quartier général yal nañu yàlla may ñu fekkee ko commencé ko ci bismillah ak yeggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin daaw début bi ñu ngi fi woon ren ñi ngi fi kon sant yàlla bu baax a baax. amiin amiin yàlla nañ ko yàgg di fekkee te balaa saison bi di jeex yàlla na yàlla def ba crise bi jeex. waaw ñu mën dajaloo waat niñ daan dajaloo. waaw dañ daan def émission ba kalaasu Mbaye Diouf gi lu leen neex. lu leen neex dañuy critiquer rek naan sax plateau bi dafa fees. feesaay boobu nag la ñu nangu ñëpp toogandoo ñun ñëpp buruxloo def rassemblement. waaye c'est impossible par rapport ak crise bi nga xam ne dañ ci toll. waaye crise bi daf ci am ñoo xam ni dañoo vulnérable ñu tuddee leen ay talibé. dinañu ubbi parenthèse ci kanam. Dinañ ci waxtaanee parce que wax nga ko couche vulnérable lañu. donc il faut ñu xool seen ay nekkin mais surtout feebar bi fu mu toll ci ñoom. donc ci kanam dinañ ko daal di waxtaanee mais surtout aussi pas cas communautaire yi sànq ñu ngi ko doon wax c'est important. Parcelles Assainies sama gox foofu cas yi mu fi gën di bari. donc c'est aussi l'occasion wax ñi nga xamante ñoo nekk parcelle ñu moytu parce que ay unité yu ci mel ni unité 26 unité 24 unité 16. foofu yëpp dafa bëri cas instant ñu ngi ci 17 cas communautaires yu am foofu ca Parcelles Assainies plus cas contact yi nga xamante ni am na fa am na ay kër yu ñu isolé donc je pense que il est temps que ñu gën a jóg xam ne feebar bi mi ngi fii sol masque même boo amul njëgu masque mun nga defaral sa bopp masque ñu xam ne lii dañ ko fi war a jëlee ñu jël ko fi. Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur mi nga xamee ni moom it ñu ngi koy xaar comme at bu jot aada la ñu recevoir ko ci quartier général ren daf caa rawati maa ngi ko dégg barki démb mu naan kaala sax mën na nekk masque donc tollatuñu ci débat wuk ñii am nañu moyen jënd masque ñii amuñu moyen bi ku ne la nga am silettement sax war ngaa góorgóorlu fóot ko ba mu set wecc daal di koy masque woo bu ko defee nga mën a protéger sa bopp protéger ñi nga xamante ni itam ñoom ngay nekkal soxna Faty Dieng itam ñoo ngi koy nuyu moom it boobu itam boobu ba tey bokk na ci mobilisation bi nga xam ne télévision Futur Média jël na ko ngir di leen gën di ñaax ci xeex bi nga xamante ne ñoo ngi koy xeex Covid 19 ñu ngi lay seen ci miroir Covid plus journal bi nga xamante ni yaa ngi koy présenté am mbégte tàmbaleendoo ak yow saison QG bu bees bi soxna Faty. Cheikh mbégte ci mën la ëppee ma lay jaajëfal rek di la nuyu bu baax di la sargal di la jox sa wàccuwaay naka noonu itam ñu bokkal plateau bi muy oustaz Pape Anne Garmi Mado Dieynaba Seydou Ba Mamadou Ndiaye ak itam suñu téléspectateurs yi ni ko Pape Cheikh waxee mbégte la ñuy am saa su ne di jàkkaarloo ak yéen malheureusement ñu nekk nag ci période bu xaw a doy waar àddina bi yëpp muy mbas mi moom moo tax rek ñu leen di itam mastawu di mastawu askanu Sénégal yëpp di leen wax rek ni ko Pape Cheikh waxee QG dafa ñëw rek pour wéttali leen gunge leen télévision Futur Média nag dañ ne miroir du Sénégal miroir na ku ko wax Pape Cheikh dañ ci war a gis sa bopp loolu nag moo tax mbas wala itam leneen lu dul mbas su amee rek ñu taxaw jox leen li nga xamante ne si moom ngeen soxla ci ay xibaar naam duñ matale yëpp waaye dinañ def suñ kéem kàttan. ànd ak yow Guet Ndar ndax bëri na ci ay gox ak gox-goxaan yoo xam ne ni nit ñi dañuy imaginer actuellement naka la ñuy dundee couvre-feu bi weeru koor bi ak toog leen seen kër bi toog leen seen kër Pape Cheikh xam nga weeru koor Sénégal dafa am lu ko yàlla may nag dem buuxante ci boulangerie loolu xam naa jëy na ba war nañ ci mun a waxaat parce que tamit ba léegi nit yaa ngi bala sant ñoom waaw ñi ngi taxaw di rang tey sama xol bi yëpp a dagg boulangerie boo romb rek ma nga fees mais mburu obligation la pour bi day
fees bu dugg ci boulangerie xam nga lu may wax quatrième âge la quatrième âge ak si na di leen ma waay ñu may la nga jënd quatrième âge parce que xam nga gars yi dañuy def dinañ jël seen ay matukaay pour respecter distanciation sociale mais respect bi ci biir boulangerie bi boo xoolee ci la yam ci biti rang yi day fees nit ñi dañuy tàncaloo parce que sénégalais ak diggante sénégalais ak mburu histoire bu yàgg la muy mel ne rek comme lu ñu bëggee soble lu ñu togg rek dugal ko ci donc xamoon nañ waxtu xëdd sax gars yi dañ doon génn Pape Cheikh di jënd ay mburu ak yooyu mais xam nga léegi amatul couvre-feu bi nag bu yeboo ku nekk jël sa ay matukaay tey dinañ doxantu Ndar géej xool nag doomu Ndar yi premier xëdd bi nan lañ ko waajalee li xew Ndar nag moo xew fépp ci Sénégal donc xool nit yi ni ñu aménagé ak changement yi di ñaan yàlla rek balaa weeru koor gi jeex nag ñu génn ci état d'urgence ndax mbas mi ñaan nañu yàlla mu abal ñu Pape Cheikh ba ñu delluwaat ci suñu ay habitudes amiin waay en tout cas man su ma déggee spécialiste yi di wax j'ai tellement peur par rapport ak cas communautaire yi sénégalais yëpp respecté nañu mesures yi waaye am na ci quelque rek yoo xamee ni dañoo xaw a dëgër bopp respecté wuñu ko à 100% et malheureusement ñooñu mën nañoo dem ba affaire bi romb avril romb mai romb juin te su boobaa dara du baax yàlla nañ ci yàlla musal Madeleine itam moo ngi fi kontaan lool ci tàmbali gi saison bu bees bu quartier général alors mbégte bi fii la sunu tonton oustaz Pape Hann nga xamante ne moom sama waajur bu góor la Pape maa ngi lay jox sa wàccuwaay mais les consoeurs Dieynaba Seydou Ba ak ki nga xamante ne moom moo di Faty Dieng ñu xam ne rek Mamadou Ndiaye nag sama doom la sama doomu xol moom itam maa ngi koy nuyu bu baax donc Baye Cheikh comme ni ñu ko waxee rek c'est un réel plaisir bokkaat ci li nga xamante ne moom moo di plateau quartier général mu nekk loo xamante ne sénégalais yi miin nañ ko def nañ ko seen biir xol ba tax na saa su ne bu tàmbalee ñoom ñëpp dañuy toog kon nag xanaa rek bay di ñaanal ñi nga xamante ne nag ñoom nekkatuñ fi ndëgëni daaw ñu ngi fi woon wala daawaat waaye yàlla dogal na ne nekkuñu fi kon nag ñoom it fi ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu nekkee nii ñun nag li ñuy def rek mooy ñaan dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ba pare tamit di ñaan nag ci mbas mi nga xamante ne moom moo tombeek ci 2020 ramadan bi yàlla na ko fi yàlla génnee oustaz Pape Hann wax na ko nañu ñaan sunu borom ku ko ñaan mu may la kon nag ñuy tàllalaat sunu loxo rek di ko sàkku ñaan te xam naa ni incha allah dinañu ko may Baye Cheikh. voilà et puis ak yow ci kanam tuuti dinañ joxe ay conseils yu am solo jëm ci lekk wi régime bi surtout ñi amee diabète ak yenn xeetu feebar yi nga xam ne ni souvent ñun weeru koor dañu ko jàppee fête gastronomique. Et effectivement Baye Cheikh comme ni nga ko waxee je pense que comme waxoon nga ko sànq la répétition elle est pédagogique ndax ñëpp xam nañu weeru koor bu jotee maanaam comportement yi dañuy changer donc bu ñuy wax nag mbiru comportement Baye Cheikh am na ñaar yoo xamante ne mën nañ ko lim mooy wàllu lekkin donc nit yi tey dinañ leen wax naka nañu war a lekkee ak li nga xamante ne aussi moom moo di maanaam doxalin bi parce que bu njëkk da nga doon gis y avait pas li nga xamante ne moom moo di Covid bi et y avait pas le couvre-feu de ce fait bu nit yi lekkoon ba pare sax dinañ génn dem doxantu ji te loolu mënatuñ ko waaye jot nañ teg taseeg benn soxna soo xamante ne xelam da ci màcc muy une diététicienne je dirais la diététicienne de la maison moom itam mu jox ñu ay conseils bu ci kanamee lay doon Baye Cheikh. mu ngoog dinañu ci ñambaas itam li ñu xewal tuddee ko télétravail am na ci chroniqueur yoo xam ne ni peut-être mënuñoo teew ci plateau bi par exemple Bijou si on la retrouve chez elle bu ca kanamee am na ay invités yoo xam ne ni peut-être du ñu mën a nekk ak ñun itam ci plateau bi dinañu dem ba France am ku ñu fa fekk docteur Kani Touré di liggéey ci hôpital bu mag ca boori Metz alors moom dina ñëw ak ñun ci naka la ñi nga xam ne ni ñooy liggéey kër docteur waa France wóolu leen te ñu fekk baax fii ci Sénégal seen taxawaay ak naka la ñu dundee crise bi parce qu'ils ont eu beaucoup de morts dañoo dem ba ñoom sax seen plateau médical mu jéewul woon doyee ak nit yi doon am feebar bi le ñun tolluñu foofu yàlla bu ñu fa toll mais naka la ñu ko dundee ak naka la ñu mën a ñaaxaatee sénégalais yi ñu moytu ba duñu àgg foofu on en parle tout à l'heure ak suñu docteur boobu la nga xamee ni actuellement elle nous attend même bu fekkee diggante Sénégal ak dëkk bu mel ni France rawante nañu 2 heures de temps exactement 23h27 moo jot fii ci Sénégal 2 heures de plus ci dëkk bu mel ni France waaye tàmm ngeen ko di seetaan quartier général bi ba xëdd ngeen xëdd pare dem defi seen i activité mënatul ne ndax confinement total la dëkk yu bëri di dundu mais terewul ñun on est là pour vous accompagner je rappelle encore hashtag bi ren QG 2020 daan corona la internautes yi am ci wàllu bu am solo Mamadou Ndiaye daañu ñëw ak sunu xarit yi ci seen ay commentaires mais en même temps ay vidéos ak ay questions yoo xam ne ni dinañu ko mën a poser via les réseaux sociaux. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ni ñoom laa bokkal plateau bi di sant yàlla bu baax
ba ñu mayaatee ñu fekke ko atum ren mu nekk mbégte di ñaanal aussi ñi nga xam ni ñi ngi fi woon daaw fekku leen fi ren di leen ñaanal yàlla bu baax a baax di nuyu bu baax encore une fois suñu mbokk téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee fas yéene ànd ak yéen ci weeru koor bi di gunge leen ni ñu koy defee at mu jokk ren nag mu nekk at bu spécial ci kaw loolu comme ni nga ko waxee sànq dinañ ci ñëw jéem ci fexe def suñu kéemtulaay kattan fexe aussi bay suñu waar ci li nga xamante ne mooy crise bi gannaaw bu ma joxee ñi nga xamante ne seen wàccuwaay la ñii di ñi ñu magal fii ci plateau bi El Hadj Mamadou Mbaye Garmi di ko nuyu bu baax di El Hadj Pape Anne di ko nuyu sama sëriñ di nuyu ñi nga xamante ne sama jigéen ñi lañu sama yaay Mado Fati sama mag la ak kii di Dieynaba Seydou Ba di rafetlu bu baax aussi suñu mbokk téléspectateurs yi. xale yi ni ñu tàmmee magu jàmbur. déggoo mu naan ma sama yaay. sa yaay laa lu tàmm lool. merci jërëjëf. xale télé yi. ni ñu tàmmee magu jàmbur. waaye man dama naan patt rek. Bessél fii lañ toog mu naan ma magu jàmbur ñu ñuy jugé ca tribunal. xam nga balaa ñu luy jugé da ngay joxe sa tur dëgg ak sa date de naissance. bu ñu joxee date de naissance am damaa xool juge bi dafa doon muuñ. naan yow nii nga neexee ndeke pour man ci télé bi rek nga neex rek da nga neex ba tribunal ba ne ko déet neexuma de kii daf ma doon tuumaal naan magu jàmbur Bessél maa lay ziar sama seexu màkkale magu jàmbur boobu ba tey nag rakku jàmbur la may woowee sensé na dafa sensé. boobu nag ba tey ko sensé ba màkk tase nañu Médine tase màkk rakku jàmbur waaw rakku jàmbur El Hadj na nga def taw xale yi seen maquillage yi tax nga foog ne ay xale lañu kii yàqwee tuuti Faty sama mag la Faty mii maa sengeen ak nga li sa nuyoo te nga wax ak internet bi on n'a pas assez de temps là. ngeen baal ñu rek ñii lañ nar a nekkee ak moom ñii laa nar a nekkee ak moom. lii dama ko namoon ni couvre-feu 26 heures du matin doo gis kenn yow sa jabar ak sa ñetti doom loolu dafa metti. ay mbay stress yëpp moo koy indi nag. suñu jabar yi nga xam de temps en temps daan nañ leen tàggu ci yeneen waaye léegi toog force la heureusement ba quartier général la ngi fi. voilà heureusement ba quartier général la ngi fi Pape Cheikh maa ngi yéen ba fajar tey fii la ñu xëy. ni nga ko waxee am na solo internet bi bàyyi nañ leen wàllu am solo ak yow da ngaa neex ndeke. Pape Cheikh internet bi bàyyi nañ leen wàllu am solo comme ni ñu koy defee Social TV ci at bu nekk maanaam interactivité dina am ak hashtag bi di QGTFM bi nga xamante ni mën ngeen suivre suñu live ci Facebook mën ngeen ñëw aussi envoyer seen i messages yi nga xamante ni aussi di ngeen ko jagleel suñu invité yi nga xamante ni moom la ñuy invité fii ci quartier général ci studio yi nekk fële ci numéro téléphone bi di 77 112 84 82 mën ngeen envoyer seen question ñu jël ko daal di koy partager ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci plateau bi mais aussi ak ñi nga xamante ni aussi ñooy suñu mbokku téléspectateurs yi ci Twitter mën ngeen ñëw suivre ak hashtag bi di QGTFM 2020 wala hashtag bi di Dan Corona nekk na lu am solo comme que situation bi moo ko obligé situation bi moo ko waral moo tax ci situation bu métti bi nga xam ne Sénégal moom lay dund di ñaan yàlla balaa koor gay jeex mu jóge fii leneen li ci gën a am solo mën ngeen ñu suivre ñi nga xamante ni suñuy xibaar la ci www.igfm.sn ci lépp li nga xamante ni soxal na leen fii ci quartier général Pape Cheikh ak yeneen information yoo xam ne information en temps réel di nga koy am ci site internet bu IGFM www.igfm.sn en tout cas nii lañ fas yéene ànd ak yëpp ci weeru koor bi Pape Cheikh. voilà et puis am ngeen possibilité ngeen tànn prochain invité yu quartier général loolu dañ leen koy bàyyeel balaa ñuy jeexal dinañu saytuwaat seen position ak seen xalaat ci ñi ngeen bëgg ñuy ñëw voilà on vous propose quelques personnes waaye yéen itam ñi ngeen bëgg ñu invité leen yéen a koy tànn comme chaque année donc ñi ngeen plébiscité pour ñu nekk ay invités yu quartier général loolee itam xam naa balaa ñuy jeexal dinañu taataan seen ay réponse ci réseaux sociaux yi Twitter Instagram ak hashtag bi nga xamante ni moo di QG 2020 daan coronavirus bu ca kanamee daañu ànd ak waa ministère de la santé et de l'action sociale daañu recevoir ki nga xam ne ni mooy docteur Aram Top Sène moom nag lépp lu jëm ci confinement quarantaine wàllu social bu ministère de la santé dinañ ci waxtaan ak moom on a tellement de questions yoo xamante ni ñu ngi koy posé wu actuellement on pense à ces personnes qui sont isolées dans des hôtels ñu mettre leen en quarantaine c'est vrai que souvent du ñu leen tudd waaye ñoom it ñu ngi leen di xalaat bu baax di ñaan suñu borom rek kuñ ci quarantaine yàlla na ñu testé feebar bi négatif loolee day tax sunu xel gën dal ñi tëdd feebar itam ñu sant rek ndax ab ndogal moom bu ñëwee da nga koy nangu waaye ngeen xam ni balaa ngeen
ngeen xam ni wér a am solo nga tëdd feebar ak putantaan wala picc sax boo ko amee ak mititam wallaay ci ngay xam valeur wér te ñun bu ñu wéree dañuy nekk di daw ci yu ne yoo xamante ni amul sens te balaa ngay xam ni dara amul ci sens nga tëdd feebar donc feebar bi actuellement doy na waar xeetu doy waar boo xamee ni yaa oustaz bu yaboo ñëpp farlu bu ñu demee ba Makka ci premier jour koor gi ñi ñu autorisé ñu julli ci kaaba gi mooy que imam bi ak personnelu kaaba gi loolu doy na waar yaa oustaz on a même les images en même temps qu'on peut voir bu ko defee oustaz ñu commenté ci lii segam Makka la am waxatuma la ak Sénégal ci daje yi ñu tere ci jàkk yi tiitlu na raglu na ñëpp a tiit moom ku ni tiitul moom da nga ko wax nii rek waaye tiit ak jàq alaaji Pape ñëpp ko def yàlla nag moom yii yëpp juñu nañu ko moom borom bi subhanahu wa taala waaw yàlla nee na wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsi bil amwali wa thamarati waaye wa bashiri sabirin ñoom alladina isa asaabathum musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla nee na dinaa leen nattu lenn ci mbir mooy ci ragal naa leen nattu ci ragal gi mooy ñun ñëpp a ngi takk masque ñëweetoo jox kenn loxo ah mais man nga ni ma asalaamaaleykum moo ma dàqal nga may jox loxo parce que boo ma joxee loxo da nga ma jox loxo saafonte ñaanaloo ma mais alaaj Mamadou Mbaye bu ne ma asalaamaaleykum xam nga loolu mooy leen mooy yàlla na jàmm nekk ci yow yemu ci de wa barakaatu it alayka barke it yàlla na nekk ci yow yemu ca wa rahmatu it alayka yërmande yàlla na nekk ci yow mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu loolu la jullit war a ñaanal jullitam mais laaj Pape fii xam nga Màkka moo nekk ci digg àddina fii moo nekk ci digg àddina baytul maamuur moo ko tiim baytul maamuur waxtu wu jot 70 malaaka dugg 70 malaaka génn te malaaka bu génn dootoo dugg ci ba yawmal xiyaam moom baytul maamuur kon ca ngay déggee ni minute bu jot seconde bu jot yàllaa ngay bind ci leerug rasulullah yi ay mbindee fi dul jeex minute bu jot chaque waxtu maanaam diggante midi 1h 70 malaaka génn 70 dugg mooy juróom-ñaar fukki junni malaaka génn juróom-ñaar fukki junni malaaka dugg te malaaka bu génn doota duggati baytul maamuur moo tiim kaaba gi kaabatullaay doo fa taxaw di xalaat naan li ma ñaan yàlla nangu na ko wala yàlla nangu ko fii nga xam ni maam Aadamaa ko fondement yonent Yàlla Ibrahima ko tabax ànd ci ak doom Ismaayil kaaba gi fii la giir Jurhum nekkoon giir Xuzaa ak fii yëkkoon a nekk di fi def lu bon yàlla alak leen ndax xam gi mu xam néegam bii moo tax maam Seydil Hadji Malick waxoon ni waqul Xuzaata bazu makkata gëlaban min baadi tasliti naxfin fii unufihim waaw alaaji Pape fii alaaji Pape am na ñu fi nekkoon daal di yett ay xërëm di ko fi jaam la njëkk yàlla di yónni rasul 300 yàlla ak juróom benn fukki yàlla fi nekkoon 360 yàlla ñu koy jaamu yàlla ji gën a mag nag mi ngi tudd Hubal amoon na yàlla bu tudd Laata amoon na yàlla bu tudd Manaata ñoom seen tur yi dafa ñàng sax waaw Hubal moo yàlla ju mag gi ku ñu wax Amr moo ko jëlee woon Saam yàlla la ba tey ba ma ne barki Hubal ku ñu wax Amr moo ko jëlee woon Saam indi ko Makka ni leen dem naa Saam gis naa fa yàlla ju mag waa Saam sax jël nañ yàlla ja jox ma ko Laataa ngi nii Manaataa ngi nii Xusee ngi nii waaye Hubal mii mooy yàlla ju mag teg ko di ko jaamu yàlla joo yettal sa bopp defaral ko sa bopp mu am loxo am bët am gémmiñ ni ñu maaral ngay taxaw di ko jaamu xam nga ni sànkute weesuwul loolu parce que bi yàlla yónni Sidina Muhammad saa yu màkk dañ ñu ko waxal leneen 200 yàlla ak juróom benn fukk ci kaaba gi sunuy soxla fajuwul nga bëgg dikki ne benn yàlla doo nga am moom da yow it waxal leneen boo bëggee nekk chef de quartier yu fal la gouverneur lu fal la boo bëggee xaalis ñu dajale jox la te nga bàyyi lii ngay woote waaye ñoom dem nañu ba keroog 662 aljumay arafam jooja bi mu ñëwee dugg makkatal mukarram biñ ko génnee makka 52 ans mu dem Médine 10 ans après daa ñëw nangu makka keroog la dugg ci biir kaaba ngay toj xërëm yi ñoom Hubal ak Manaata ak Laata Xuzaa jaa al xaq wa zaqa al baatil inna al baatila kaana zahuuqa moo tax makka presque lépp xeer la alaaj Pape dëkk su ndaw la ko yàlla yónni dëkk su ndaw ay montagne wër ko tey mu convaincre 2 milliards moom rasulullah kon alaaj Pape xam nga ne dëkk bii ni mu wéetee ndax feebar bu yàlla wàcc ci àddina kon feebar bi lu am na kon nu ngi ñaanal sunu docteur yi alaaj Pape ñu médecins yi kenn du ñoom yal na yàlla gën leen a barkeel ñoom itam yàlla sàmm leen yonent bi daan la wax ni bu ñu wuuteeg ñoom sa maam Seydil Hadji Malick 1920
waaw 1920 déedéet waaw 1920 feebaru mbas bi amoon fii peste ba lettre ba mu bindoon waa Ndakaaru dafa ni leen bu leen wuuteeg docteur yi kon nu ngi ñaan Kaaba gee mel nii mbokk yi lii dafa daw yaram yow yaa Oustaz Kaaba gee mel nii fii ak ni mu daan fees li jaaxaloon tubaab bi man damaa jooy démb ñi may jooy gëmuñu ne dama doon jooy alaaj Pape li ñi dul jullit li leen jaaxaloon di génn bi ma gisee image bi mooy musoo gis 24 heures sur 24 benn seconde boo xam ni gisoo kuy tawaaf Kaaba gi musul am amul ba bisu tabaski sax ba bisu tabaski alaaj Pape tey boo yow tëdd nga sagal di xaaral ma yeewu gaaw dem balaa Kaaba gaa fees loo teel fekk fa ay nit loo guddee fekk fa ay nit lu mu tàng Kaaba gaa nga fees dell waaye mbokk yi tey jii kenn newu boo demee rawdu Sayyidina Muhammad mi nga daan jaar di ko ziyaar assalaamu alayka ya rasulallahi assalaamu alayka ya habiballahi Seydina Bakar tëdd ci wetam Omar tëdd nii nga nuyu leen nga romb sa xol am lu muy yëg alaaj Pape tey kenn jaaratu kon nu ngi ñaan feebar bi dëgg la feebar bi lu am kon yàlla na ko fi yàlla gaaw jële yàlla na ko fi yàlla gaaw jële ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam wëllu yu ne ci réew mi am na ay wëllu yu fi ne am na ay nitu yàlla yu fi ne am na ay nitu yàlla yu fi ne yoo xam ne bu nu waxee ak yàlla mu yam fi ñu ngi ñaan nag mais nanu wax noom nañu wax yàlla nee na am na ci sama gaañi ñoo xam ne lu ñu wax ma def yàlla am na ci sama gaañi ñoo xam ni lu ñu wax ma def ay gaa inna li lay xawmun iza arado aradallah bu ñu nammee dara rek ma def ko ay copain yàlla gaa ya mooy gaa yi yàlla mosal ca ndoxam ma sharibtul hubba ka'san ba'da ka'sin fala nafida sharabu waay wala rawi dafay ko arab ba waxoon ne bëgg ga yàlla naan naa ca kaas naan beneen kaas la ma naan jeexul waaye man diwu ma waaw am na ci gaa yi yàlla yoo xam ni dund ñu lu dul yàlla lu ñu wax yàlla def kon nu ngi ñaan ñooñu it ñu ngi wax waaye nag xam naa yenn saa yi dañu doon yaraare nit ñi nag ndax mbon gi ne woon ci réew mi waxante lu bon bi ne woon ci àddina jëfante lu bon bi ne woon ci àddina xeexante bi ne woon ci àddina jamono bi demoon na ba ñëpp tiit ndax mbon gi ne woon ci réew et puis c'est pas la première fois épidémie ak tëjub Kaaba ak confinement yàgg na il paraît yàgg na am xëj na ñun dañu fekkee jamono bii moo tax ñu foog ñu bëgg doog am mais il paraît que lu yàgg la mais boo jàng histoire Kaaba gi ren bu ñu fommee aj gi mooy 41e fois ñeen fukki yoon ak benn te ñu bëri dañu foogoon ne guléet la ñu tëj Kaaba gi ñeen fukki yoon ak benn buuba pour yow mi amul xam-xam ma jàngal la ni lu yàgg la c'est pas la première fois ñu tëj Kaaba gi déedéet loolu yàgg na am feebaru mbas yàgg na am amoon na ca saxaaba ya keroog bi Seydina Muhammad bi gàddaay gi amee fukki at ak ñaar fukki junni saxaaba ak juróom dee nañu ci feebaru mbas ay saxaabiyut ak ay saxaabiyaat ni mu amee woon ay saxaabiyut noonee la amee woon ay saxaabiyaat mooy ay jigéen yoo xam ne ay jàmbaar yu fukki tëdd la ñu woon daan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom itam bari nañu ci dee lool 25000 dee nañu ci feebaru taawun mooy feebaru mbas yi daan am comme virus yi kon yii alaaj Pape yu yàgg am la waaw yu yàgg am daal na suñu réew mii am na ci mag ñoo xam ne keroog bi ñu génnee àddina dañoo taal seen i kër tubaab bi dañu wax ne nañu taal seen i kër seen kër gi leen bàyyi woon seen néegu ñax la lan doon dañu leen taalaali kër ga pour ku leen jege peste ba wàll leen kon loolu yàgg am la léegi nag jamono day dem jamonoy dem di soppiku jamonoy dem di changé feebar ya daan am nga am neneen noo ko mën a wattoo ba du agsi ci yow loolu nag alaaj Pape nit dafay bàyyi xel boppam ci jamono yonent yàlla Souleymane sax paraît-il amoon na confinement par rapport ak yamb ya mais mi ngi noonu amoon na confinement maanaam ay mbas la yoo xam ne xam nga yàlla mooy jékki-jékki gis nga xam nga yamb dugg ci biir kër yi dugg ci say biir yi bakkan boo tëjoo ci sa biir néeg fatt fépp ndax dina dugg fourmi ma lan mooy fourmi léegi ci wolof melentaan fourmi waaw fourmi ay melentaan waaw ay melentaan waaw ci jamono yun ci yàlla Souleymane mais laaj Pape ak leneen am na ci ñoo xam ne ay wer ay sax yu sew mu naan dugg ci seen i bakkan waaw am na ci ñoo xam ni jamono la boo xam ne day dem ba yàlla wàcce feebar boo xam ne feebaru bori la daan bori mooy ay deret di génn ci bakkanu nit ñi waaw daan ci jeexal lu baree bari waaye loolu nag lu yàgg am la waaye nit nag boo sababloo gis nga mag nee na ma doom pas-pas bi max am ba tabax jàngi bu gaa yi amee noonu pas-pas lu ñu songu daan ko max gis nga max boo ko dëggatee génn ko mu dee mais pas-pas la am ba tabax jàngi moom max xam nga max yow jéy ba moom max pas-pas la am mu ni gaa yi bu ñu amee noonu pas-pas nag lu songu daan te maa ngi leen alaaj dee na kenn bëgg ko kenn bëggul dee ku yàlla waxoon léegi dem aljanna mbaa 10 ans débrouillé danaa yàlla 10 ans débrouillé mooy loolooy war a ni kenn bëggul dee
comme que kenn bëggul dee te yàlla yor na ay nattoom ni naa leen wàccee samay nattu leen ci ragal coronavirus ñëpp a ko ragal du ma ci yem wa nax si mi na am waali ak wàññi ko alal gis nga ki yoroon milliard jékki-jékki yorutul dara wala alalam wàññeeku wala am fusi ak bakkan yu wàññeeku gis nga Amérique ña fa génnaat dina ña mu daloog yàlla bu mu leen dal Europe ña fa génnaat dina Afrique gii ñi fi génnaat dina wa nax si mi am wala am fusi wa samaraati ak i meññeent waaw yàlla nee na nag su ma leen tegee nattu ñu koy muñ mooy sama gaañ ñi nga xam ni ma ànd ak ñoom fu ma leen tegee nattu ñu ngi ànd ak borom bi subhanahu wa taala alaaji Pape Sophie actuellement mu ngi préparé wu moom itam dañu ko ber à part ñun ñoo respecté consignes yi nag et c'est normal kuy digle cangaay da ngaa war a sangu lu toll ci 4 ba 5 studio la ñu defar spécialement pour gunge téléspectateurs yi daf ñu waaw pexe amul ndax Sophie heure bi affaire daan na ba saxaar ko tamit plateau mi ngi woon fii rek ci tey daal mbay ak lu mën a xew Sophie moom du ñu xeeñal moom wallaahi pour rek mu leer léeg-léeg ñu si mën a ko Sophie mi ngi jol-joli moo tax dañ koo ber pour respecter li nga xamante ni mooy mesures yi on la retrouve ci waañam bu ca kanamee mais par rapport ak épidémie yi ñu doon waxtaane léegi nii yàgg na fi on a rencontré des spécialistes yoo xamante ni nee nañ ñu am na ay at yu bëri yoo xamante ni jotoon na Sénégal jotoon na am ay épidémies yu ñu daan toogloo nit ñi seen ay biir kër ci 17e wala 18e siècle moo tax ñu xoolaat ko ñu gis ni am na njëriñ tamit ñuy rappelé bu baax historique histoire li nga xamante ni jaar na fi ci ay épidémie ak pandémie surtout jaar ci peste beek jaar ci aussi li nga xamante ni mooy Ebola jaar ci yeneen ak yeneen ay grippe yi nga xamante ni Afrique mën naa wax en général dund na ko moo tax ñu dem jàkkaarloo kii di anthropologue di sociologue aussi di Sylvain Faye mi nga xamante ni aussi mu ñëwaat ci historique un peu ci li nga xamante ni mooy épidémie ak pandémie ci Afrique mais tamit Sénégal mën nañu leen dégtal élément bi te ñëwaat. ay mbas Afrique yàggee na ko Sénégal naka noonu. Afrique jànkonte na ak ay mbas yu bari mën nañ ci jàpp yu bëri sunu maam yi xamoon nañ ko feebar bi ñu doon woowee trypanosomiase bi tax sax ba soo demee ci Mbuur am na fenn foo xamante ne ni trypano lan koy woowee. mouche tsetse moo doon joxe feebar boobu ñu gën ko di fekk ci région du Grand Lac suñu jógee ci loolu am na virus su grippe épidémie grippe yoo xamante ne jot na fi am ci Afrique ak ci Sénégal virus Ebola moom mu ngi nekk mbas moo xamante ne bi depuis 1976 ñëw na fukki yoon juróom-ñeenti yoon wala fukki yoon fa la ñuy wax Congo waaye 2014 la doog a egsi Afrique de l'Ouest mu doon Mali Sénégal Libéria Sierra Leone Guinée et cetera waaye am na yeneen mbas yoo xamante ne yi ñoo gënoon a jaaxal Afrique mën nañ wax mbas boo xamante ne ñu koy woowee peste ci wolof ñu koy woowee caar kooku tamit amoon na fi bëri na woon Sénégal mbas gi ñuy woowee variole muy njambal kooku tamit amoon na Sénégal lu bare ak choléra fièvre jaune kooku tamit am na fi moom la ñuy woowee pays. Afrique gi nga xam ni yàgg na lool yeneen dëkki tubaab yi ñoom la ñu daan woowee le berceau des épidémies maanaam ndeyu mbas yi fi mu ne di jàkkaarloo ak coronavirus bi nga xamante ni boobu ak léegi la mu fàcc Europe Amérique wala Asie moo ëpp fuuf. dafa mel ni continent Afrique foofu la épidémie doon juddoo foofu la épidémie doon amee di wasaare ci biir monde bi mu taxoon sax ba suñuy naatangoo yi nga xam dañu nekk bitim réew suñu ñëwaan jàppale ñu ci xeex bi dafa doon nekk loo xamante ni day permettre virus bi des Afrique balaa moo law ci seeni ay dëkk. file nag ci Sénégal ay épidémie jaar fi jàll ñëwaat yu ci bëri sax daal di laal tout tànk yi. de 1778 ba 1938 historiens yi wane nañ ne que pays dem ñëwaat lu toll ci fukk ak ñaari yoon ci Sénégal fukk ak ñaari yoon te pays gi ba mu amee fi nga xamante ne en 1965 fi mu gënoon a jaaxalee nit yi moo doon Diourbel ak Mbacké te foofu xale yi ñoo gënoon a loru xale yi nga xamante ne amaguñu 10 ans fukki at ñi amoon fukki at ba passé laalu leen woon parce que jamono yooyu dañ doon def ay vaccination dañ doon ñàkk xale yi systématiquement.
voilà mu ngoog donc moom xam-xamam màcc na ci histoire du Sénégal et que li mu expliqué par rapport ak ay pandémie ak épidémie yàgg nañu ko am fii ci Sénégal. waaw moom la wax ci biir ndaxte wax na ko li nga xamante ni aussi ci 17 jàpp 18 ba 19e siècle li nga xamante ni Afrique dund na ko ci épidémie Afrique dund na ko ci pandémie ci mu ñëwaat ci moom Sylvain Faye di anthropologue nag koo xamante ni xam-xamam màcc lool ci mbir yi nga xamante ni mbir yi épidémie lekk pandémie ci histoire mu ñëwaat ci te loolu nekk na lu am solo Pape Cheikh ndaxte toujours di fàttali ni tamit du bu njëkk mu am ci lii di coronavirus bi am na yu fi jot a jaar te loolu ci la ñëwaat baax na aussi ñun ñi nga xamante ni ñooy nouvelle génération bi ñu xam histoire un peu ci yi nga xamante ni mooy épidémie wala pandémie wax na ko Afrique yàgg na dund lu ni mel waaye tamit li nga xamante ni aussi mooy pandémie donte raar na mais coronavirus bokk na ci gannaaw bi nga xamante ni grippe jaar na fi aussi. épidémie peste bu métti woon amoon à l'époque El Hadj fii ci Sénégal ci la Seydi Hadji Malick jëloon décision ñu def quarantaine ba turu Médina sax ci la juddoo il paraît selon mag ñi c'était en quelle année loolu 1920 la woon ci épidémie peste ba xam nga Baye Cheikh Ndakaaru gu njëkk ga bi nga xam ne mag ñi ñoo ko sancoon mi ngi yemoon rek maanaam ci Dakar bi nga xamee ne peste bi dugg na fa te ñu toxal yenn mag ñi dañ leen indi ci dëkk boobu nga xam ne nii tubaarkàlla mooy Médine boobu nag tuddagul Médine te jamono boobule moo tax peste lu doy waar mbas baaxul Baye Cheikh da ngay xool kilifa goo xam ne dafa génn àddina kenn du ko ñépp dand ko dañu koy sotti rek li ñu koy sotti daldi koy defal taal loolu moo lay wan ni mbir mii xew du caaxaan moo tax nit ñi dañ ci war a bàyyi xel te téye ko au sérieux loo xam ne bu tabbee ci yow du yem ci yow donc suñu bëggee mu yem ci yow donc li ñu lay def tubaarkàlla kenn bëgg ko fii nu ne kenn bëgg ko fa nu jëm kon loolu jar na bàyyi xel moo tax bi loolu xewee mag ñooñu ñëpp dañu leen a jëlee ca Dakar gu njëkk ga indi leen Médina bi nu sañsee dafa am benn tubaab bu tuddoon Buux defe naa noonu la dem bay moom la ñu bëggoon tuddee dëkk boobule. tur bu ñu bëggoon tuddee Médina dañoo daal di tabbi nag dem ci Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala moo tax sunu mag ñi yàlla na yàlla fayal allahumma ca mbaax ga ak yiw ga ak martaba ba ko yàlla jox mu ne daal dëgg-dëgg dafa xam ne daal am na ñu jóge woon ca Makka ñu génne leen fa jëm Médina kon daal dëkk bi bu sañoon nañ ko tuddee Médinatu Munawwara ki bind arrêté boobu mi ngi tudd Iba Coy instituteur la woon àndoon nag ak mag ña ñoom Birima Wëli ñi nga xam ne tubaarkàlla ñoom maami Arim Jéen ak mag ñu baax ñooñu le ñoom ñëpp ba ñu demee ci sang bu tedd boobu te mu wax leen loolu moo waral Médinatu Munawwara moo tax mbas ak peste yàgg na ci réew mi waaye nag mag ñi dañ daan def stratégie pour mu jeex fa mu war a yem fa la war a yem dañu ne la bu la dalee fii toogal foofa bul toxu bul doxantu ndax boo génnee foofu rek mën nga ko yóbbu ci ñeneen loo xam ne nii day wala te kenn xamul bay fan lay jaar cas communautaire wóorul moo tax bay dëgg-dëgg Baye Cheikh nañu recruter gaañi ñu tabbi ci biir àll bi ndax gaañi ci biir àll bi la ñuy jaar di fayeeku gaañi di yóbbu nit ñi ah bon waaw oui loolu du yoon te du yoon loolu du yoon semaine bii dinañu recevoir loolu moom ministre loolu lu ñu war a wax ministre Omar Youm moom itam ñu ngi koy xaar ni ñuy xaaree Aly Ngouille Ndiaye noonu la ñuy xaaree ministre Omar Youm ci wàllu dem beeg dikk bi ñoom sax paraît-il semaine bi daañu gën a jël ay matuwaay ngir gën a xeex ñi nga xamante ni ñoo respecté wul yenn ci ay mesures yoo xamante ni jóge na ci gouvernement il faut juste rappeler que gouvernement neexu ko rek mu décider ni état d'urgence la ñuy nekk daf ci waxtaan ak ay spécialistes yu nekk ci kër docteur donc ñooñu ñooy wax ak gouvernement naka ak nan la ñu mën a def pour éviter lawug jàngoro bi. mais Baye Cheikh ku ci ne am nga branche boo yore. boo xam ne réew mi la xool ba dénk la ko mu jaar ci ndigalu président de la République fii nga war a ñëw nu jàkkaarloo ak yow. nga ne ñu nangam ñu ne la nangam. nga wax sa xalaat réseaux sociaux yi wax seen xalaat. ndax réew ñëpp ko bokk. te nag xalaat ku ne koy for. Baye Cheikh bi ñu takkagul masque yi am na ñu waxoon ne nañ jëli masque. loolu dana wàññi mbir mi. bi ko nit ñi defee boo rombee ci réew mi sa xol day bég. nga kontaan. xam ne nit ñi boobu ndigal moom dégg nañu. wallaay dégg nañu yeneen ndigal yi ci des nag. ci nopp yi mu war a dugg.
dafa am ci baat yu mu war a génne mën a tàbbi ci ñooñu ndax ñooñu mën ko dégg wallaahi ndax loolu moo tax mbas mi jóge fi bàyyi Cheikh wallaahi te yàlla na fi jógee en tout cas ñu ngi ndokkeel encore autorités yi ci seen taxawaay gërëm ko mel ni Aly Ngouille Ndiaye jolof bi moom taxawaayam boobu ba tey seetlu nañu ko ci mbas mi gis nañu matuwaay yeeg li nga xam ne ni jël na ko ànd ci ak sénégalais yi ngir gën ñoo mën a aar donc moom it ñu ngi koy ndokkeel te di ñaan suñu borom gën leen a yombalal liggéey bi ba lii yëpp passé ñu tàbbi ci leneen fii ci Sénégal nag ñoo ngi koy xeex waaye boo demee bitim réew bëri na ay doomu Sénégal yoo xamante ni ñu ngi liggéey ci bërëbu fajukaay yi par exemple fu mel ni France dama bëggoon ñu dem fa léegi laataa ñuy dalal sunu invité jóge ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi toog ak Ibou Kane moom it wàcc na ay questions yu am solo yoo xam ne ni bëgg nañu ko baaxee téléspectateurs yi bu ca kanamee tuuti donc daañu recevoir ki nga xam ne ni mooy docteur Aram Top Sène moom nag dina indi ay leeral yu am solo jëm ci quarantaine confinement ak particularité action sociale bu ministère de la santé donc ñoom ñu ngi ci beneen studio boo xam ne ni naa leen fa fekki bu ca kanamee mais d'abord dama bëggoon ñu jokkoo ak ki nga xam ne ni mooy docteur Kani Touré Kani Kayré sànq ba tey maa ngi naan Touré mais Touré Kayré la docteur Kani Touré Kayré titulaire la spécialiste en santé publique économie ak santé actuellement moom mooy directrice su information médicale groupe SOS santé siège ca dëkk bu ñu naan Metz ca France bi crise bi tàmbalee ak léegi docteur ñu ngi lay gis ci réseaux sociaux yi ñu ngi lay gis ci YouTube bi yaa ngi ñaax yaa ngi joxe ay conseils yu am solo ci zone bi nga nekkee foofu ca France daanaka bëri na ay nit yu faatu ci li nga xamante ni moo di Covid 19 wala coronavirus am na ay jamono yoo xamee ni seen hôpitaux yi dafa feesoon dell ba yéen ñi nga xamante ni yéenay ay docteur rek borom xam-xam yu nekk ci kër docteur yi da ngeen xawoon jaaxle yow en tant que ku fekk baax fii ci Sénégal nekk foofu ca France di liggéey ca kër docteur situation boobule France tollu musuloo bëgg Sénégal tollu fa donc tey lan moo ñu war bu ñu bëggee éviter loolee nga xamee ni mooy lawu Covid 19 bi ndaxte suñu plateau médical demeewut noonu lan nga ñuy dolli ngir jàppale ñu ci ñaax gi nga xamee ni ñoo ngi koy ñaax sénégalais yi ñu gën mën dimbaliku ba dunu àgg fi France àgg par exemple par rapport ak crise bi docteur ginnaaw bi ñu la nuyoo ba noppi. salaamaaleykum Pape Cheikh na nga def. lay sant. maa ngi nuyu ñëpp ñu ci plateau bi di nuyu waa Sénégal di nuyu sama mbokk yëpp effectivement Pape Cheikh crise bi moom jéggi woon na dayo metti woon na trop surtout ñun fii région est bi def naa ne loolu moom ñëpp dégg nañ ko. ñun ci région France bi gënoon a touché ci lañu bokk pour la simple raison que dañu amoon benn nii boo xam ne dañu xalaat ne fa la jóge muy benn réunion d'évangélique bu amoon côté Mulhouse boo xamante ne xalaat nañ ne biñ fa jógee voilà on n'entend plus dégguñu bu baax docteur waaw defe naa leer na yaa ngi ñuy dégg. waaw maa ngi leen voilà ñu ngi lay dégg bu baax dañ la bëgg a déglu religieusement parce que fi mu ne yéen la ñu war a déglu yéen borom xam-xam yi. merci Pape Cheikh donc li ma doon expliquer rek dafa amoon lu ñu xalaat daal ne moo taxoon foyer bi ëpp fii dafa amoon benn réunion d'évangélique bu amoon côté Mulhouse ñu xalaat ne bi ñu réunion boobu bi mu jeexee genre màggal la rek nañ ko wax noonu ci catholique yi. bi ñu paree nag tas ñoom ñoo tas feebar bi ñu paree ku ci nekk bi nga ñibbee sa kër daal xalaat nañ ne yow yaa yóbbu jàngoro feebar doomu jàngoro bi fa nga jëm man ndox may am musique ci suuf Pape Cheikh est-ce que yéen a ngi may dégg allo. ñu ngi lay dégg bu baax docteur. waaw dama am benn musique ci suuf te xaw ma fan lay jógee maa ngi ci tuub léegi donc bu mu ñëwee fii traversé nañ ay périodes yu difficile li tax ñu traversé ay périodes yu difficile mun naa wax ne foofu France man jàpp naa ne ils ont mal géré en tout cas mun na wax mal géré ils ont mal appréhendé la maladie xam nga maladie bi xew na lu yàgg ñu defee ne Chine lay yem teelu ñu jël ay jumtukaay
ba nga xam ne bi muy dugg ci France dafa jekki rek daal ñuy mën. mun ñu surtout parce que dañu jekki am li ñuy wax prévalence dañu jekki am benn prévalence bu élevé. bu ma pour jox leen ay chiffres rek ak évolution bu rapide boo xamante ne nii jaaxal nañu trop. maa ngi defoon benn intervention ci benn groupe maa ngi ko defoon côté 27 mars bi ma koy def côté 27 mars au niveau dans le monde on avait 528 000 atteints. dont 32 000 en France. loolu 27 mars la tey ñu ngi ci 25 avril bu ma xoolee tey ñu ngi ci 2 840 000 personnes atteintes. donc en un mois ça a quadruplé. donc pour wax leen rek ampleur feebar bi et puis France bi ñu amoon 32 000 cas ñu ngi ci 124 000 cas te loolu boo ko xoolee presque moitié bi ci est bi la nekk. léegi li ñu indiloon ay jafe-jafe mooy ne dañu am malade yu ñëwandoo bareendoo te amuñu structure yu leen mën a jël en même temps. donc loolu muy lu xawoon a jafe. ba pare beneen jafe-jafe bi ñu amoon mooy ne dañu am ci personnel bi ñu feebar. donc pour man ñaari facteurs yooyu ñoom ñoo def ñu am ay jafe-jafe donc malade yi dañoo ñëw bareendoo. man mii di wax ak yow Pape Cheikh nekkatuma woon ci soins yi. je suis directrice information médicale dans une région donc vraiment je fais de l'administratif. mais bi affaire bi ñëwee jaaxle nañ ba nga xam ne man dama delluwaatoon ci soins yi nekk urgence di def ay soins donc dañu woowaat ay médecins am na fii benn médecin boo xam ne sénatrice la woon dafa ñëwaat solaat blouse ñu woo ay médecins yu retraité ñu ñëwaat woo ay infirmières yu arrêté woon woo ay infirmières yu nekkoon congé maternité parce que dañu jékki-jékki woon soxla ay loxo ci loo xamante ne France un pays développé am matériel am yëpp pas parce que amuñu matériel pas parce que amuñu ay structure mais patients yi nu ñu doon ñëwee dafa difficile woon pour ñu accueillir leen. D'accord. donc ma jëlee bi ñu amoon ci saa si mooy il faut ñu gérer patients yi nga xam ne dañuy ñëw Covid ak patients yi nga xam ne Covid ñu pour bañ a créer une transmission au sein même de l'hôpital. donc il fallait nga réfléchir ko. mu am réunion de crise tous les jours ñu définir ay circuits ba nga xam ne patients yi finalement dañu demoon ba dañ leen di consulter daanaka ci seen biir oto. donc patients yi dañ doon ñëw boo ñëwee dañuy am benn zone de tri. boo xamante ci biir oto ba lañ leen di fekk jël seen température def fa benn interrogatoire léeg-léeg sax lañ doon defee gazométrie donc benn examen la boo xam ne day xool oxygène bi ci sang bi. à partir de là ñu xool jàpp ne coronavirus la wala du coronavirus soo ko xam ban circuit lañ koy jaarale pour hospitaliser ko. muy ay bés yoo xam ne xawoon na metti trop yéeme woon na amoon nañ fi ay guddi yu doy waar décès yi bari donc def na waaw boo xoolee grippe dina atteindre entre 2 millions et 8 millions par an ak guñ coronavirus bi mais coronavirus bi lim ñu jaaxale mooy ni mu jékkee-jékki en un mois am benn prévalence bu doy noonu et puis am autant de cas graves et puis ñu am ci autant de décédés ba bu nekk virus boo xam ne xamuñu ko woon façon mu ñuy feeñu ci façon bu nekk loolu defe naan soxlawuñu ci sori ñëpp gis nañ ko au début dañu doon wax ay signes respiratoires la ñu jékki di ci am ay signes digestifs di biir di metti jékki di ci am neurologique tu vois donc mu ñuy feeñ ci façon bu nekk di ñuy jox ay évolution ci façon bu nekk ba pare nag di indi nag benn ay cas gravité yoo xamante ne ni dañuy jékki-jékki rek patients yi def ay détresse respiratoire donc ñu leen ñoom ñëpp dugal ci ay services de réa te on n'était pas prêt pour accueillir autant de patients en même temps et surtout autant de patients graves en même temps. donc li ngeen dund foofu France nekkoon na lu metti ñun on a eu toutes les infos parce que léegi dara umpeetul ci àddina li xew Sénégal day yendu France li xew France day fanaan si Sénégal donc du coup ñun on a eu tellement peur dégg nañu ci àddina wërngal képp am na ay doomu Sénégal yoo xamee ni jot nañu faatu ndax Covid 19 bi tey en tant que borom xam-xam bu nekk foofu gis ni feebar bi def ay français def ko itam ay yeneen i xeet lan ngay xelal sénégalais yi nga xam ne ñoo àndandoog ñun te gis nañu ci ñenn ñi respecté wuñu mesures yi nga xamante ni nee ñu bu ñu ko defee daañu éviter lawuk jàngoro bi docteur. li ma leen di conseiller pour feebar bi de toute façon moom lu yomb lay doon xam nga feebar bi moom comme amagul traitement bu ñu validé bu wóor xam nga feebar bu amul faj moom fajam day nekk prévention
donc damay wax ne 4 points lay doon premier point bi prévention deuxième point prévention troisième point prévention donc 4e point bi nag ñu soog a xool mesures thérapeutiques yi nga xam ne nekk na actuellement en test ñu travailler ci donc prévention bi dafa am 2 volets dafa am volet individuel am volet collectif et puis am côté boo xamante ne nii ci tutelle yi lay jógee muy ministère de la santé ba ci gouvernement bi côté individuel bi donc feebar bi xam nañ ni muy transmettre loolu moom defe naa ne ñëpp wax nañ ko Sénégal ñi ngi def ay spot publicitaire di ko expliquer donc ni muy transmettre c'est par les gouttelettes donc niñ ko mën a éviter benn bi mooy distanciation sociale ndax comme moom bu sëqatee wala bu isolé lay génne doomu jàngoro bi il faut ngay fexe ba di ko sori 1 mètre ba nga xam ne buy génn doomu jàngoro bi du tombeeg yow ngay nooyi ba mun koo nooyi donc distanciation sociale boobu il faut nit ñi respecté ko Sénégal li ko ci mën a jële rek mooy feebar bi bañ faa yaatu feebar boo xamante ne ni da ngay xool France ak jumtukaay yi ñu am France am na plus de 5000 lits de réa mu demoon ba débordé man ville bi man nekk comme on est à la frontière allemande évacué nañu ay patients yu bari Allemagne ndax amatuñu woon place ci toute la région de Lorraine donc ñu dem bay def loolu ngeen gis Italie gis États-Unis ñoom sëgëm ñoo ci mënta génn Sénégal mi nga xam ne tey jii su samay souvenirs sont bons et mes chiffres xëy na amuñu sax 50 lits de réa wala bokk ca lay yam donc ci millions d'habitants yi ñu am donc da ngay xam ne su feebar bi yaatoo tey jii dina métti trop ci dëkk di wut baax donc distanciation sociale boobu ñu koy digle foog nit ñi respecté ko baneen bi mooy masque masque yi jot naa ci ay question sax nit ñi may laaj ndax masque tissu yi baax na et tout takk masque boobu bu mu munti doon moom moo gën bañ a takk masque foofu man j'ai été un peu déçue li ma doon xalaat bi ñuy joxee mesure ne na ñëpp takk masque li ma doon xaar des tutelles xëñ na aussi dinañ ko def moo doon ñu mettre à disposition des masques le Sénégal a une grande richesse Pape Cheikh muy des tailleurs loo xam ne amul fii xam nga France moom fii dañuy am xaalis ñooy ñawul ñëpp prêt-à-porter la ñuy jënd Sénégal nag presque tous les 100 mètres tailleur nga fa man li ma doon xalaat mooy ñu def ay tutorat yoo xamante ne tailleur yi dañ leen di mobiliser wan leen parce que masque yi am na masque yoo xamante ne ni homologué nañu expliquer ko ba nga xam ne baax na ñu utiliser tailleur yooyu même buñ leen di neexal deful autant de masques mettre que dans les maires yi mettre ko ci communes yi après je pense que le ministère saura trouver la solution ba nga xam ne toutes les populations dinañ am masque mais tey mënoo xëy rek ne na ñëpp am masque te nit ñi xëy na amuñu fuñ ko jëlee wala boog masque ya ñuy takk du baax mais ak lu mu munti doon tey jii bañ a takk masque moom takk masque bu mu munti doon moom moo ko gën donc masque yi c'est hyper important man pour man il faut que sénégalais yëpp ñu fexe ba ñu am masque ñu expliquer leen ni ñu koy takkee ni ñu koy tekkee temps bi ni ñu koy nettoyer loolu yëpp am beneen mooy éviter regroupement gis nga feebar bi pour ñu bañ fa yaatu du Macky Sall du ministre sénégalais yi ndax di wër di door nit ñi yi mënuñu ko def fépp sénégalais yi ñoom ñooy war a conscient xam ne virus bi dafa dugg ci dëkk bi comme dugg na fi nag li ñuy fexe mooy ñu fexe ba mu jeex li koy jeexal mooy ñiy feebar ñu fexe ba xam leen isoler leen faj leen ñu bañ a wàll keneen bu virus bi jeexee ci dëkk bi rek dootuñu amati wàllante te loolu pour mu am il faut que nit ñi tant que doxuñu farata ñu toog loolu sénégalais yi il faut ñu xam bu Macky moo leen koy wax du ay neex du ay dóor nga conscient xam ne feebar bi bu ñëwee dina metti c'est parce que amuñu structure yu leen mën a jël yëpp en même temps te bu amul benn looy dox farata surtout mag ñi la mortalité chez les personnes de plus de 75 ans est de 92% en France. mag ñi moo ëpp lu muy laal El Hadj takk na masque am. wallaay mag jàmm dalu ko. mag feebar bi du leen baal loolu moom gis nañ ko. wallaay baal ci ñi des mun nañu wax ne mag ñi ñoo ci ëpp bu amee ay jeunes mooy ñi nga xam ne amoon nañ yeneen feebar. malheureusement xale yiy génn di dox. ñooy indil mag feebar bi. donc foog xale yooyu di génn di doxi seen soxla ñu respecter mesures yi ñu leen wax distanciation sociale la takk masque la ak di raxas loxo raxas loxo bi lan moo ko waral parce que microbe bi boo sëqatee doomu jàngoro bi wàcc fu mu njëkk a tas rek ci tegu
comme la ciy tegu nag sa loxo bu ko laalee da ngay jël microbe bi donc il faut que tout le temps ñuy raxas loxo ak savon. savon boo ko amul nga soog a jël solution hydroalcoolique. beneen point bi important nag bi may insister te boobu vraiment je m'adresse aux tutelles mooy personnel médicaux yi il faut que ñu jàppale leen wutal leen matériel. ñun je sais que sonnoon nañ parce que dañu amoon personnel médicaux yu feebar te xam nga malade yi ñëw ña leen war a faj daal di far feebar dafay daal di jafe te lii leen di dimbali ñun fii loolu aussi erreur la en France au début teelu ñoo def mesures yi ba nga xam ne mën naa gis ne personnel médicaux yi ñu am yi gënoonu feebar ay médecins traitants la mooy ñi nga xam ne dañu amoon ay cabinet di consulter am ñu bari problème bi mooy comme tam dañu feebaroon avant siñ bi di ñëw ci ñoom ñu doon consulter ñoom jot nañoo yeneen patient il gouvernement bi mu dimbali personnel médicaux yi ci matériel yu leen di protéger mooy masque yi mooy gants yi mooy surbout au mu tey ku ñu consulter rek mu jàpp ni il est susceptible d'avoir le virus voilà parce que virus bi léegi mu nekk lay fi donc médecin bi voilà docteur mu ngi doon wax lu am solo ñu ngi koy gërëm en tout cas ci moment bi sax la ñu ko bëggoon gërëm puisque minuit mu ngi doog a jot guddeegul mën nañu dem ba xëdd dañuy doog a tàmbali saison bu bees bu quartier général di gërëm bu baax docteur Kani Kairé Touré. waaw conférence amul. c'est vrai cat moom la Modou Fall ne cat. wallaay jar na yërëmtalu conférence amul mais on a les 5 minutes de Pape Anne juste après journalu 20h bi donc ñu ngi gërëm bu baax docteur Kani Touré Kairé moom nag spécialiste la en santé publique ak lépp lu jëm ci wàllu économie de la santé di liggéey foofee ca France ñu ngi ko ndokkeel boobu ba tey mu ngi sensibiliser ci internet bi donc ñun itam on s'est dit pourquoi pas ñu invité ko en visio ci télévision Futur Média xam naa ci yeneen i jotaay daanu ko woowaat ak yeneen i borom xam-xam yoo xamee ni ña nga foofee ca France te fekk baax fii ci Sénégal il faut rappeler que récalcitrants yi ak ñu dëgër bopp ñi du Sénégal kot boo demee France am nay français yu dëgër bopp lu ñu leen confinement am na ci ñoo xam ne tooguñu ba ñu ngi leen di tegi amende boo demee Amérique am na ci ñoo xamee ne yemuñu rek ci ñàkk koo respecté dañuy marché ka manifester ne ànduñu benn yoon ci confinement ak ñoom seen donc loolu defe naa dafa di yëfi doomu aadama pour ñu éviter xaste yeeg ñoom seen buñ dee wax ndax àddina léegi dafa xaw a bëri faux sachant ak faux expert waaye nanu góorgóorlu rek xeex moom ibbi ci ay front yu bëri dafa baaxul mënoo xeex ak njaago yi xeex ak bafana yi xeex ak anglais yi xeex ak pël Fuuta yi fi mu ne benn xeex rek la muy fexe ba lii bañ law ci Sénégal parce que loolu mooy réalité bi en fait nous on a tendance à ci lu ne dañ ciy dugg ci internet yi ak télé yi alors que y a une chose qui est tellement importante muy xeex ba éviter lawuk li nga xamante ni moo di Covid-19 bi à partir de demain par exemple on fera le maximum di takk ay masque ci plateau bi xam naa dina metti waaye malheureusement à l'impossible nul n'est tenu bu dee dañoo bëgg dund lañ daan dund am liberté et tout ça nañu góorgóorlu ba respecter mesures yi et comme ni ko docteur bi waxee noonu laa ko waxee sànq ak Fatou Kiné Deme mu ne ma affaire bi nekkatul xeexu gouvernement affaire bi nekkatul xeexu ministre affaire bi nekkatul xeexu ministère de la santé et de l'action sociale mais ñun askan wi ñoo war a góorgóorlu ba respecter mesures yi. askan bi Pape Cheikh dañu war a góorgóorlu respecter mesures yi. Amadou Mbaye Garmi moom sànq ba léegi Amadou Mbaye Garmi. mi ngi yor masque am mais demain moom on sera tous masqués. ci plateau bi waaw. mais Fati. xeetu noyyi bi. xeetu nooyi bi tam war nañ ci wax. waaw dina metti moom laa wax léegi dina metti mais ñi koy defar. nanu obligé. nay xaw a oyof. bàyyi xel bu dëllee. nooyi bi day metti vas-y Fati ak àggalil waaw. waaw sol masque bi Pape Cheikh. respecter itam distanciation sociale yaakaar naa ni moom moo am ci plateau bi. docteur Massamba Gueye dama koy dégg muy wax ne geste barrière tekki ko ci wolof day gaaw ndax ñag sa bopp la. donc boo ñagee sa bopp di nga ñag ñi ngay jëflanteel. donc ku ci nekk si ñun bu fexee ba ñag bopp
boppam mën naa ñàkk ñi muy jëflanteel ndax xam nga bu ñu demee Pape Cheikh ba ni cas issu de la transmission communautaire mi toog a tàmbali Pape Cheikh dañu doon dégg cas contact cas importé ñu xëy rek ñu dugal ñu ci cas issu de la transmission communautaire télévision Futurs Médias daal di interroger ku ñu naan professeur Daouda Ndiaye mu ne ñu nag loolu moom mooy virus banque suñu biir am ñoo xam ne nag comme dañu saf xorom ñu ne virus bi day doxantu en mode freestyle donc mi ngi ci biir waaw cas communautaire mi ngi ci biir di def lu mu ko neexee donc tey fépp Dieynaba mu ngi koy wax mu ngi Parcelles Assainies mu ngi Wakam mu ngi Médina mu ngi Thiès mu ngi Tivaouane mu ngi Touba mu ngi Mbacké Abdoulaye Diouf Sarr bi muy wax naan am nañ 30 cas communautaire yàggul dara ministre de la santé cas yi commencé par mujj mu ñu naan tey ñu ngi ci ñaata ñu naan 66 69 66 la dernière fois ñu ngi commencé woon ci 30 35 donc Pape Cheikh tollu nañ foo xamante ne si Sénégal egg na ci barre des 500 romb na ko ci lu gaaw 600 ñu dem ba mujj yàgg beneen affaire muy bu ñu def taxaw seetlu muy ñi wér ñoom ñoo ëppoon ñi nekk ci hôpitaux yi tey ñi nekk ci hôpitaux yi ñoo ëpp ñi wér personnel médical bi ñu ngi infecté pourquoi parce que tout simplement am na ñoo xam ne ni ko sànq docteur Touré doon wax dañuy yor di faj te amuñu jumtukaay am na kenn démb benn médecin bu ma woo mi ngi ci frontière bi dawal la noor mu naan dimbali leen ñu toog parce que ñi nga xam ne Pape Cheikh dañoo génn di jaar ci porox ndoll yi léeg-léeg bu ñu demee comme kaawu Nioro bi dafa ñëw Daaru Salaam jóge Touba ñëw ci marché bi kooku Pape Cheikh dafa jékki-jékki rek am lu mu yëg bi mu demee hôpital dañu mujj confiné ñëpp parce que fi muy jaar yëpp xam nga ci loolu am na benn kalante bu ma xam nga ñun Sénégal dañoo kalante doomu bàjjan ak doomu nijaay fii ak Mbàkke commerçant bi jóge ci dëkk jóge ci dëkk jóge Touba yóbbu feebar bi Tiwaawan ba am na ñu ne sax xam naa waa ji Mbàkke si la war a tudd mooy tooñante bi ñuy tooñante rek kalante bi ça m'a tellement fait rigoler il faut prendre souvent les choses du bon côté mais soyons sérieux ci prévention bi te boo demee Mbàkke si la tudd mën na ne waroon toog ndax ay doomi bàjjan ak doomi nijaay la ñu wax diggante Mbàkke si moom naka la mën a jëlee feebar bi Touba yóbbu ko moom it Tiwaawan donc xam naa Mbàkke si la tudd rek ci li nga Pape Cheikh mooy li nga doon wax rek ci récalcitrant yi aussi il faut ñu def nag taxaw seetlu parce que ñu baal ma ci kàddu gi indiscipline bi dafa doy waar bu ñu nee dem ak dikk diggante ñaar ay dëkk dañ ko tere yow nga jël Jakarta jaar ci ruq yeeg ruq-ruqaan yi fay dugg beneen commerçant bi nga xam ne tey ñu ngi dégg gouverneur bu Saloum Kaolack mu ngay wax Alioune Badara Mbengue nee na waa ji fourgonnette la loué jëlee ko ba Touba yóbbu ko ci Daaru Salaam di jaay ay lujum kooku cas communautaire la tey bu ñu demee ba confiné dëkk boobu di Daaru Salaam ba pare confiné waat beneen dëkk boo xam ne muy cekkeen bi waa ji dëkk dañ leen mujjee confiné kenn du dugg kenn du génn parce que xamuñu waaw te ñu loolu la ba pare ñu ne xam nga tey foofu yëpp Nioro yëpp kenn xamul fan la jaar kenn xamul fan la dugg ba dem nañu ba benn dëkk boo xam ne ñi ngi ñoom ci dans le Ndoukoumane ñi ngi ci ñoom ñi ngi ci Kaffrine mais ñoom nee nañu seen dëkk dafa frontalier ak fi waa ji dëkk Saalum yi nga xam ni heure bi bu ñu ndoguwaan balaa ñuy xëdd dañuy ngoyaan ñoom Ndey Juuf ba fajar xëdd julli dem tëddi nelaw ba tàkkusaan hay tàkkusaan jot na di daal di julli noonu lañ koy jàppe waaye xoola lii rek donc yooyu muy ay mbir yoo xam ne itam je crois Omar Youm bu ñëwee fii war nañ wax nguur gi yan matukaay la jël ci récalcitrant yooyu parce que ñoom dañuy def indi jafe-jafe boo xam ne du ñu xam sax fan la dafay jéggi dayo donc muy ay mbir yoo xam ne fi mu ne nii Pape Cheikh jot na nag ñu gën a góorgóorlu ci taxawaay bi gën a góorgóorlu ci naka la ñu ñage suñu bopp ñag askan bi ndax itam gone yaa ngi ci biir mag ñaa ngi ci biir mag ñi sonal na leen tout tànk Pape Cheikh xam nga boo ko isolé duñ ko sonal parce que xale mënul toog benn place donc xale bu ñu demee ba quarantaine la doo nekk ak kenn xam nga kooku indil nga ko musiba mbaba kuma voilà donc muy ay mbir yoo xam ne faaw ñu bàyyi ci xel benn mbir bu bëgg a yokk ci partie bi mu wax c'est important mais xam nga boo seetloo début bi dañ doon dem ci 100 tests nga gis ne que ñi ngi doon am ay 10 cas mais instant yi bu ñu doon def par exemple test yu nga xamante des tests massifs comme ni ñu koy defee ci dëkk yu bëri da ngay gis ne que ay 600 jàpp 700 cas la ñu na nga am comme tey oui parce que échantillon
bi ñuy jël pour tester échantillon bi bariwul boo seetloo depuis ñu commencé di jël 400 nit di leen tester wala di jël 700 ci ngay gis ne nit ñi ngi gën a bari donc tey supposons que ñu jël par exemple 2000 3000 personnes dafa leen test te di nga gis ay chiffres yu mais loolu jéena ba man maa ngi dégg professeur Moussa Seydi bi mu demee Tamba ku nekk xam ne liggéey bu rafet bi muy def ak personnel médical bi yëpp mi ngi naan moom nga def test xam ñi nga am nga circonscrire zone bi Pape Cheikh moo gën nga am ay cas yoo xam ne cas communautaire tey par exemple ñu jël cas communautaire xamoo fu mu foree mbas mi ñu ne la peut-être dugg na Wakaam yaa ngi dox yaa ngi dugg mais bu fekkee cas contact xam nga kii ko wàll di nga mën a dem ci ressource di nga mën a dem ci source bi donc bu ñu yokkee peut-être test massif yi commencé nañ ko parce que ñu ngi ci 700 waaw def nañu tey 700 et quelques personnes docteur Aloyse Waly Diouf ci li mu wax plus de 60 ñoom ñoo am mbas mi mais ñooñu ñi ci am cas communautaire yi ñoom ñooy gën a metti ñu ne la 8 cas communautaire fan la ñu bàyyeekoo doo ko xam ngay commencé di wër donc muy ay mbir yoo xam ne faaw Pape Cheikh ñu ci gën a bàyyi xel. Et si ça continue ça m'étonnerait que le 4 xale yi jàngi. Ah non ça va être compliqué. dañuy tere ñu continuer suñu biir normal moo tax waaw très rapidement minuit 17 ci test yi rek li ñu ciy wax comme ce qui se passe dans tous les pays plus de tests plus de cas mais li gën a am solo loo ciy wax dina xam nga maîtriser ñu xam fi ñu féete loolu rek moo tax ñu ci bari di jël option boobu ne dañuy bëgg a def test yu de maximum de tests pour mën a am xam fan la ñu toll pour mën a maîtriser li nga xamante ne mooy doomu jàngoro et puis dégg naa mag ñi naan Ndiaga Mbaye sax wax na ko daw ku wére di bul ko daw ba mu xam ko mën naa yokk la ko metti baatu quarantaine baatu beddi baatu naka la ñu ko tuddee confinement ay baat la yoo xamante ni il a fallu ko feebar bi am ñu commencé di ko dégg man des fois j'ai l'impression que dañuy bàyyi ba tubaab yi wax ñun ñu doog a jël seen ay kaddu alors que am na ci yoo xamante ni méngoowul peut-être ak suñu ay réalité peut-être distanciation sociale j'ai parlé ak suma benn mag maa ngi koy ndokkeel bu baax di kilifa gu mag koo xam ne ni nee na ma distanciation physique la ñu war a wax xanaa ndax bu dee distanciation sociale moom méngoowul peut-être ak suñu ay réalité baatu mesure barrière ci bi ko français yi commencé wax laa dégg Sénégal di ko wax donc c'est des termes yoo xamante ni geste barrière xaw ma baax na itam borom xam-xam yi di ñu dimbali parce que comme on dit souvent Sénégal du Dakar kese am na ci ay dëkk yoo xam ni samay maam ak samay bàjjana nga fa dégguñu tubaab xamuñu yenn termes yi donc baax na borom xam-xam yi di ñu dimbali bu ñu toogee ci jotaay yi ñuy wax yenn baat yi ci nu mu gënee yomb donte li professeur Massamba Gueye wax dëgg la am na baat yoo xam ne dina jafe pour ñu tekki ko ci wolof waaye tey di ngeen xam importance suk ministère de la santé surtout ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu action sociale importance bi ki ko nar a wone mooy docteur Aram Top Sen moom dinañu ko fekk ci beneen studio bi mook abukan mi nga xamee ni moom ngay ayantool miroir Covid préparé nañu ay questions yu am solo Ibou ñu ngi lay nuyu di la ziar Pujadas laa lay woowee d'habitude mais tolluñu ci période du tooñante puisque l'heure est grave kontaan nañu ci teewaay bi waaye kontaan itam ci teewaayu ki nga xamante ni moo di docteur Aram Top Sen on aura beaucoup de questions yoo xam ne ni bëgg nañ ko laaj man je pense surtout à ces personnes qui sont en quarantaine ñi nga xam ne dañu leen isolé mënuñoo gis seen i mbokk mënuñoo génn mënuñoo dem mënuñoo dikk am na ci ñoo xam ne bërki démb maa ngi lire ci benn journal dañoo stressé ba am na ci koo xam ne xam naa maag mooma yam jikko daa bëggoon jaar ci palanteeru chambre biñ ko confiné ci hôtel bi ndax bëgg a daw wallahi loolu dafa metti li ngay wax nii c'est important. C'est important et on en parle presque jamais. voilà ñi ngi wax CNRA moom mi ngi doon insister waat surtout sax ci période bi ñu xoolaale programme yi wàllu stigmatisation bi c'est important. parce que sànq yaa ngi koy wax. waxtaan na ma ak Babacar Diagne bu ñu amee temps ma teg ko. waaw ñu comme maa nga jëm ba 5 heures du matin fajar. Pape Cheikh parce que xam nga lu tax tey fii bu ñu demee ba naan ñu feebar bi. du c'est pas une maladie de la honte ça pose problème. parce que nit ki su demee ba mu jàgg mu feebar ñu tëj ko mu daw. jàngat bi ñu ci mën a def mooy nit ki amaana moo boddi bi la ragal mais aussi am na leneen. peut-être action sociale dinañ ci tikkaat. parce que Mouhamed Jojo mi ngi koy wax Touba am benn waaye boo xam dañu ko tëj. parce que accompagnement psychosocial psychosocial ak am solo. et puis moom la ñu dénk docteur ma la toog exactement et puis kii maa xam lu tax ma wax lu ko ay Aloïs la ñuy gis ak xemes. waaye waa jàngee toog kii la Sénégalais yi doon xaar pour xam. fu ñu jëm ak feebar bi ak yan comportement la ñu war a am ak sunu xel mi naka la ñu ko war a méngale crise bi ba dund ko normalement. effectivement ak aussi jàppale ñi nga xam ne peut-être dañ leen quarantaine te seen loxo jotul seen ginnaaw. parce que Mouhamed Jojo mi ngi interviewé benn waay
non mi ngi fekkee benn scène. dañ ko quarantaine Pape Cheikh muy fipp di dem. pourquoi parce que tout simplement li ko posé problème mooy njaboot gi mu bàyyi këram 6 jours joxu leen dépense. dafay génn dem ñu lekk parce que su leen jàppalewul amaana du ñu lekk du ñu naan donc nit ki nga xam ne da nga ko quarantaine aussi est-ce que tamit yaa ngi koy bàyyi xel suivi psychosocial bi c'est important mais aussi njabootam gi nga xam ne tamit tey ñi ngi ko bàyyi ginnaaw te confiné wuñ leen ñoom amaana ban taxawaay lañ ci am pour ñu moom si boppam xelam dal bu xelam dalee xelu njabootam dal voilà foofu dafa duñ teew ñuy nataal dinañ dem léegi nii ci beneen studio bi mais defe naa nuyoo lay doon ñu doog a ñëw ak waxtaan wi ci nu mu gënee yaatu dafa am leneen loo xamee ni itam dañu leen ko tàmmal at bu jot dañuy maye ay billet mag di maye ay téléphone portable di maye ay suukaru koor ak yu baax ren li ñuy def rek mooy jéem ngir jàpp ci combat bi daañu maye ay dund dañuy maye ay dépense yu toll ci 100 000 waaw guddi gu jot dinañu joxe ay ñaar fukki junni par famille dinañ ci teg ay dund ñoom ceeb ak ñoom diwlin ak ñoom seen donc loolu pour télé bi la ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi beneen bi ci topp mooy at bu jot dama leen di defal émission bu tudd tous pour un di dem di tabax di àndandoog ay nit di rassemblement di toj ak yooyu ren du mën a nekk léegi en plus de li télé bi joxe pour yéen man personnellement dinaa ci teg ay saaku ceeb ay saaku soble ak ay diwlin yoo xam ne ni maa koy mbapat ci samay xarit ñëw di ko dolli ci li nga xam ne ni bëgg nañu koo séddale donc à tout moment fii ba fajar ku dugg wax dëgg yàlla bu doon suñu sago sax day nekk numéro boo xam ne ni woote bi day yomb mais malheureusement ñun jumtukaay yi ñu am rek la ñu mën a teg pour jox leen ko donc xaaruñ ci dara wóoruñ ci dara seetuñ ci dara li ñu bëgg rek mooy ngeen peut-être am lu ngeen jàppandikoo mu dig njafaan ci émission bi donc télé bi dina leen jox man ak ñi may àndal ci tous pour un duñu ko def émission tabax waaye dinañu dolli ci li télé bi joxe muy participation wu El Hadj Pape Cheikh ak ñi muy àndal ci tous pour un bi donc loolu on le fera tey ak suba ak tous les soirs ci quartier général bi donc loolu bëggoon naa ngeen bàyyi ci xel bu baax donc numéro téléphone yaa ngoogu ne vous inquiétez surtout pas pour ngeen jot ñu du metti ku dugg rek même bu fekkee jëluma la en direct parce que wax ji yenn saa yi mu xaw a bëri ci plateau bi waaye ci ginnaaw ak équipe yi dinañu leen jël bu ko defee ñu jox leen 100 000 francs plus panier Ramadan donc 100 000 francs plus panier Ramadan man dinaa ci teg saaku ceeb soble ak diwlin muy ndimbalu tous pour un bon Ramadan loo xamee ni dañu leen koy jàppale ci période bi la nga xamee ni période bu metti la am na ci ñoo xamante ni liggéeyeetuñu seen ay salaire dañu ko wàññi am na ci ñoo xamante ni fayeeku wuñu am na ci ñoo xamante ni dañoo ibbi woon ay entreprise te defuñu benn déclaration donc ñooñu itam mënuñoo demati liggéeyi bay fay seen ay personnel ñooñu itam ñu ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne ni maara day taali kenn xalaatul woon ni dinañu toll fii ñu toll donc Ibou Kane ñu ngi lay nuyu mon ami Pujadas nuyu itam docteur mi nga xam ne ni defal nañu honneur fekk suñu tey ci jotaay bi ci télévision Futur Média guddi na waaye defe naa lii ñu ñuy defal pour ñun la et que ñun ñu ngi koy rafetlu muy docteur Aram Top Sen dama leen di nuyu d'abord balaa may dellu siwaat ak téléspectateurs yi bay ñëw ci waxtaan wi nga xam ne bëgg nañu ko tàmbali ak docteur Aram Top Sen Ibou ñu ngi lay nuyu di nuyu itam docteur foofee ci studio bi ñu la fekk. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp di nuyu également suñu mbokku téléspectateurs yi di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak ci weeru koor wu sell wi nga xam ne moom la ñu dugg di ñaan yàlla ñu génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin di ñaan suñu borom itam mu tàqale ñu ak virus bi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi di lëmbe di nuyu itam suñu gan wax nga ko léegi muy docteur Aram Top Sen nekk directrice générale bu action sociale ci ministère de la santé ñu di la nuyu yow it. voilà maa ngi leen di fay. di baalu ñëpp ak di leen baal ak di ñaan yàlla baal ñu ñun ñëpp ak te tamit maa ngi nuyu téléspectateur u quartier général yëpp di ñaan yàlla aussi mbas mi nga xam ne dugg na Sénégal mu génn fi ci jàmm ak salaam.
jërëjëf docteur kon xam naa dinañ dellu siwaat ak yow ci kanam tuuti ci waxtaan bi Pape Cheikh. ma joxaat la kàddu gi rek laata ñoo xuus ci waxtaan bi ak suñu gan. Oustaz Omar Niane mooy ki ñu fas yéene gunge ci guddi gi ñu kontaan lool ci baat bu neexam bi yenn saa yi mu woy yaa Oustaz moom mi Omar damay foog ni su dee si bu mag. mooy woy am na benn bandam boo xam ni bi ma ko dégloo barki démb sama yaram bi yëpp daw dama foogoon ni ab naaray woy. non moo xam nga seen Omar moom lu ko yàlla defal la. macha allah lu ko yàlla defal la. di ko ñaanal yal na ko yàlla gën a barkeel. allahumma amiin alaaj Pape lay tax nodd gu neex ak baat bu neex moo mën a xëcc nit ñi. kii kay waaw lépp mais yàlla mooy tànn ay gaayam nag. waaw mais yàlla fi mu ko féetale ba pare day borom xam-xam. macha allah waaw lu mu woy xam na lu muy firi. ba noppi am lu ko ci yàlla defal. nu ngi koy béggee bu baax a baax ci teewaayam. ñaan yàlla gën ko barkeel. te wéral baat ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam. otoraay bu jibee gaar day korne mosal ñu aslëf rek laata ñuy gën yaatal ci sa teewaay tey ci quartier général bi yaa Oustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
العلي العظيم wa ballaha rasulul karim ñu ngi lay gërëm bu baax yaa oustaz te pare guñoo ak yow de ni nga ko tàmbalee noo ne ngay fanaaneek ñun ak téléspectateur yu télévision Futur Média moom saa yoo ko dégloo sa xol bi sedd dafa doy waar li may yëg ma waxaat la ko ci bu Sudays bu Makka bu Sikare ba jàng alxuraan li may yëg ci moom dama koy yëg ci oustaz mi mais am na benn aay bu mu jàng ci biir yàlla neen dafa wax ne yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dama am fas kóllëre gi ma fasante woon ak ñoom. waaw loolu yàlla am na ñu ko may il pare. fecc nañu ko mais yàlla nee na am na ci ñoo xam ni. kóllëre gi ma fasante ak ñoom fecc wuñu ko. am na ñoo xam ne ñu ngi dundee ndi am na ñoo xam ne dem nañu mais sama kóllëre ak ñoom fecc wuñu ko mukk. kon ségrégation ak bralon yàlla ko njëkk a commencé minal rijaalun sadaqu. ségrégation ak bralon. waaw yàllaa ko njëkkee. mais yàlla parce que moo def rasul gën lu yàlla bind. minal mu'minina rijaalun sadaqu maa aahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru ma badalu tabdila kon nu ngi koy ñaanal sëñ Omar yàlla ko yàlla gën a barkeel mais laaj pap da nga wax léegi wax ba mu solo ma joxaat la mooy nit ñi ñu dimbali ñi amul waaw laaj pap am na ñoo xam ni fi mu toll ni amuñu dépense billaahi alaaj am na ñoo xam ni guddi lañ doon liggéey am na ci ñoo xam ni fañ doon liggéeyee dàq nañu leen léegi nii dama ni Baye bu Sakho radiyallahu anhu laa ko dégg yàlla ko leer restaurant yëpp tëj Baye bu Sakho moo waxoon ni tëj conférence amul yow ñi nga daan dundal ci sa conférence waaw Baye bu Sakho dafa waxoon ni borom alal yi naafila yi jaru ko moom dañu woon jarul ñuy naafila la waxoon moom dañu woon jarul ñuy naafila nañuy naafila seeni alal mu ne ñi amul dara bari wu ñu yiw nañuy naafila bari di naafila kon il faut que ñu dimbali nit ku ne bu demee ba gox ba mu dëkk jël fa ay kër yu baree bari dundal leen mën nañu ko am na ñoo xam am na ñu koy def ci réew man de awma waaye am naa tur te dinaa ñaanaatu ay saaku ceeb ak butéelu diwlin ak ay tablettu nen ak saabu yu bëri dinaa ko mbappat joxe ko wallaay jàll ilimaan sama xarit sama xarit bi sas naa ko juróomi tonne alaaj pa Fuuta ga mu dëkk maanaam 800 kër 800 kër yoo xam ne jox na leen Liberté 6 ga mu dëkk ak 800 kër 800 maison mu ni Aziz it Ndiaye def ko géejawaay ga mu dëkk les géejawaay ña fa nekk ñëpp sas naa ko fukki tonne yàlla wërsëgal na leen noonu ko Aziz defee jël 800 Ilimaan dem Liberté 6 jël fi 800 kër dem Fuuta jël 800 kër am nañu dëkk Thiès bokk ay quartier am nañu dëkk parcelle kenn ku ci nekk gox bëgg a dëkk mën nga xool ñeent fukk sa ndeyjoor Cheikh Ba Medina sas naa ko ay tonne ñeent fukk sa càmmoñ ñeent fukk sa kanam ñeent fukk sa ginnaaw dafa naa 800 yi léegi mat yaakaar naa ko kenn ku ci nekk bu ko defee noonu dem ci banlieue bi ñi nga xam ne guddi lañu daan liggéey am ñu nekkoon ci hôtel yi ñu dàq leen am na ci ñoo xam ne amuñu dem alaaj Pape mu dimbali bu ñu ko defee noonu yaakaar naa coono bi dina wàññeeku mais li ñuy gis jamono ji mooy koo xamante ni day au lieu que mu joxe saaku ceeb mais da koy natt ci par pot di ko joxe wala nga jël potu tomate comme sànq li Fatou doon wax jël potu tomate bu 1 kilo nga xaaj ko di ko may mais xam nga mooy li Oustaz Pape Hann di wax ni bàyyi leen di saraxe ay fukki dërëm booy maye day mat voilà c'est ça Dieynaba Seydou Ba bu fekkee tamit li nga yor matul bu fekkee li nga yor matul te nga bëgg ñëpp am dafay daal di doy waar c'est ça foog nga natt mais am na ci ñoo xam ne ñi le comme ni ko Papa Hann waxee dafa am ñoo xam ne ñi yàlla daf leen maye gan te yàlla bu la joxee million yow rekk taxuloo léeg-léeg nga am salaire boo xam ne day tabbi ci juróomi million salaire boobu boo ko dee xool xam ne juróomi million yi ñu la jox pour sa salaire yow taxuloo am nañu tax moo tax ñu jox la ko moo tax am na waaye yàlla yoo xam ne yàlla mane na leen gan ceerañ ne rek ku ñaan Abdou Fall Kunta wallahi lazim bëggul kenn ku tudd mi ngi nekk ci diggante Njaasaan ak Pire waaye la mu fa jëf ko ci ay buntu kër dama ne ku man dara te di ko jëf loolu ngay jëf looloo tax mbir mi baax kon nit ñi nga xam ne tubaarkàlla yàlla mane na leen gan te ñu denc ay milliards te nangoo naa ci Samba Jabare Samb nee na Amadou Mbaye Garmi soo amee fukki kër ci benn kër ngay dëkk soo amee fukki néeg ci benn néeg ngay fanaan soo amee téeméeri lal ci benn lal ngay tëdd armoire bi bu feesee yër bi nga sol benn rek kay doon ñooñu ñëpp ku ci nekk war nga am loo jëf jëf nag jot na yàlla wan ne nag fi nu jëfe fi leen jëfe yàlla wan na leen ko mu ngi nii mooy coronavirus di tabbi ci réew mi am ñoo xam ne ñi le seen loxo jotul seen ginnaaw bu nu añee wallahi lazim duñu reer
ci nekk jëfal rek te yàlla tax kon daal dëgg-dëgg daal waaye yàlla yi daal jaamu yàllaa gi nangoo naa ci sëñ Mansour nag sa mbokk mu baax borom daara ji mu bay gar bi soo dee jàngal xuraan ak di ko jàngale ak tubaarkàlla yàlla dénk la wërsëg nga di ko bokk doomu aadama yi soo nobee ajana ndam na la boo ko nobul ajana ndam na la billaahi borom daara ji lii la wax wallaahi gars yi nob leen ajana waay moo taxit ku ci mën woote rek parmi numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché ci suufu écran bi dinañu la jox loo xam ne ndimbal la bu jógee ci télé bi ma toftal ci ndimbalu tous pour un dinaa mbapat ay saaku ceeb ak diwlin ak ñoom seen bu ko defee ñu baaxee ko njaboot yi nga xam ne ni soxla nañu ko période bi moom daal doon ab magasin bu mag waaw bu baax te def ko grenier moom la professeur Massamba Gueye di faral di wax ni ko amub sàq doo yooyu sàq nag daa am solo di jënd di denc sab sàq day tax ba surga yi du ñu mën a yooy te ñaanuñ yàlla surga yu yooyu comme nag mais alaaj Pape am na ku ma yóbbante ay baykat waaw yoo xam ne seeni doom ñu ngi fii Ndakaaru ñii nga Tamba la ma wax ñii nga Ndar war a ñibbi ci àll ba pour bay yi mënuñoo dem dem dañ ko tere waaw mais dañu war a bay waaw mais alaaj Pape la ñuy bàyyi la ñu war a dundee déet waaye xam nga yaa Oustaz bu ñu teree mbir après bëgg ci dugal duñ leen yóbbu xale nga ba pare bëgg ci dugal sentiment duñ leen testé bu leen dara dalu ñu yóbbu leen maa ngi nii damaa ay mbokk yu nekk Thiès am naa fa benn malade bëggoon na ma koo seeti bu ñu ko tegee ci ay sentiment ak ñoom seen kon feebar bi du fi jóge ñoom kay dañu toog rek ba li passé billaahi Baye Cheikh ba ñu génn situation garaawul Baye Cheikh ruuj ak yëpp nañu ko am na benn gone boo xam ne mi ngi sama kër Amadou Mbaye Garbi bas la tudd barki démb la papaam wàññeeku Thiès yii mënul dem mënul jóge fii ci Dakar jëm Thiès mbasa ñëw ku ci ne fa nga ne nanga fa toog loolu diine wax bay papaan wallaay loolu yàlla dogal waaw l'islam la voilà en tout cas am na ay mbir yu am solo yoo xam ni dinañ ci ñëwaat avant ñuy tàmbali waxtaan wekk gan gi ngir waxtaanee bu baax li nga xam ne ni mooy solo yu jëm ci xeex bi ñuy xeex Covid 19 bi pour éviter mu law balaa ñu ñëw ci sujet yu ñu préparé donte dañuy dem ba fajar j'aimerais ñu fekk Sophie kenn mettre ko en quarantaine waaye dafa fekk ni ci dispositif yi télévision Futurs Médias jël pour defal leen li mënta ñàkk muy quartier général ngeen fonk ko lool loolee moo tax ñun dañoo obligé respecter mesures yi nga xam ne ni mooy tax feebar bi du law donc à propos de mesures yooyu la Sophie ma nga ca waañam on la retrouve là-bas moom ak ñi mu àndal pour xëdd bi mu ñuy toggal tey ci télévision Futurs Médias